mbokk yi amaat nañu mbégte dalalaat leen si seen émission toi-même tu sais di émission bi nga xam te ne yéen a ko tànnal seen bopp bëgg ko ni ñu koy defee jamono bu nekk dellusiwaat nañ ginnaaw ba ñu màggalee li nga xam te ne mooy tabaski doon ngeen ay sénégalais yoo xam te ne ci ñenn ñi dimanche lañ ko màggal waaye ñu ci ëpp ci réew mi ni ki démb la woon dinañ waxtaane nag actualité boobu nga xam te ni daanaka amoon na solo jullit yi nekk ci réew mi ci li nga xam te ne moo feeñ ci xutba yi nga xam te ne nemmeeku nañu ko ci maanaam jumaa yi uute ci réew mi ci ñi nga xam te ne ñoom la ñuy bàyyee xel ci wàllu diine daanaka ñu ci ëpp ci ñoom dellusiwaat nañ ci tolluwaay réew mi ci wàllu actualité waaye liñ ci gën a jàpp te mu soxal ma xëy na soxal ki nga xam te ne mooy Sala Bigué Ndiaye nekk ci plateau bi daañu ànd ak ñoom waaye li ma leen mën a wax daal mooy équipe bi comme di ngeen koy gisee jamono bu nekk ñëw nañ ànd ak forme li ma ci yéem nag mooy dafa mel ni daal liñ doon njort ci tabaski bi dalu leen mooy xeetu fër yeeg yu ni mel parce que gis naa vraiment équipe bi ñëw nañu ànd nañoo ak maanaam comme ni ñu ko doon defee ànd nañoo ak pêche comme ni ko Mbaye Sène l'international di waxee mu ngi suñu biir moom mi nga xam te ne moo ñu fas yéene jox lépp lu aju ci wàllu actualité sportive di l'international Mbaye Sène président nekkit futur maire bu Sacré-Cœur loolu nag xam naa incha allah du yàgg dinañ ci ñëw parce que Mbaye Sène am na yeneen ambition yoo xam te ne uute na ak maire ci réew mi xëy na du ñàkk fii ak ñuy ànd di dem rek di ngeen ko découvrir daañu ànd ak keneen koo xam te ne daanaka mardi bu jot ñu gis ko ci plateau bi ci sécurité et prévention di Moustapha Guèye Moustapha nag moom it analyste la chercheur la ci wàllu sécurité routière mu fas yéene waxtaane li nga xam te ne moo aju ci li ñu nemmeeku jamono ji ci wàllu dem ak dëkk di nga xam te ne dañuy woowee ay VTC di ay start-up yu yees yoo xam te ne daanaka jàpp nañ ni bokk nañ ci ñu war a révolutionner li nga xam te ne mooy wàllu transport ci réew mi ndax loolu am na wala déet fi ñu ci toll diñ ci ànd ak Moustapha Guèye sécurité et prévention Abdoulaye Ly lundi bu jot la waroon a ñëw waaye nag tey dëkk na ànd ak ñun ci li nga xamante ne mooy toi-même ci sa maanaam numéro bi nga xam ne moo njëkk ci semaine bi Abdoulaye Ly fas yéene dikk ak ñun ci li nga xamante ne moo aju ci nouvelle technologie au service de l'environnement loolee la fas yéene am yéene moom Abdoulaye Ly waxtaane li ko waral nag di nga ko xam ndax gan gi ñu dal ni ko tey gan la goo xamante ne ci ndorteelu tabaski bi dafa am liggéey bu am solo boo xam ne dañ ko sumb ci réew mi rawatina ci capitale bu Ndakaaru wax ni seen bébét mooy fexe ba bu ñu génnee ci tabaski bi du ñu gis benn mbalit fii ci Ndakaaru ndax loolu am na wala déet en tout cas kilifa gi nga xamante ne moom moo jiite UCG moom la ñuy dalal di Ousmane Ndaw di coordonnateur unité de coordination gestion li nga xamante ne mooy déchets solides ci réew mi di Sénégal rawatina fii ci Ndakaaru daañu waxtaan ak moom ci taxawaay boobee nga xamante ne ak yéene bi ñu am ànd ceeg ki nga xamante ne mooy Awa Badji wala sax Awa Badji laay wax ndax moom mooy dalal gan gi waaye moom moo ñu amee li nga xamante ne mooy actualité de l'internet ngeen ko xam ci Actubuzz Awa Badji dina ci dikk ak yéen incha allah ci émission bi lay doon Sala Bigué Ndiaye tudd naa ko sànq nga xamante ne moo ñuy magal plateau bi mu ngi suñu biir fas yéene dikk ak yéen ci li nga xamante ne mooy leçon du jour laataa ñu koy yegg nag moom Sala Bigué Ndiaye dañuy ànd ak moom ci li nga xamante ne junj naa ko sànq ci ndorteelu maanaam émission bi ñu leen di gërëm di leen sant waaye di leen ñaanal ci tabaski bi nga xamante ne génn nañ ci lépp loo xamante ne daanaka ñaan nañ ko yal na yàlla def mu doon loo xamante ne dafay jik suñu réew di Sénégal ci tolluwaay yi nga xamante ne ñëpp jàpp nañ ay xat-xat la maa ngi ko doon wax sànq ci xutba yi nga xamante ne daanaka imaam yi ñu ci bëri ñëw nañ ci bokk na ci li nga xam ne moom a gën a frappé Sala Bigué Ndiaye mooy li nga xamante ne maanaam ñu ngi ci nawet bi taw bi nga xamante ni gis nañ ni yéex na wàcc ci réew mi ma jàpp na xutba boo xam ne fa laa jullee di Mboro di imam Massamba Diouf wax ni li ko indi ci gis-gisam bokk na ci maanaam bàkkaar yi mu jàpp ni moo bëri ci réew mi te bàkkaar bu ñu ko waxee bokk na ci li nga xamante ne mooy téye ndox mi mu wàcc te loolee bokk na ci li nga xamante ne ñëpp ñaan nañu en tout cas nawetu ren bi njàqare bi ci ñi am yàlla def mu wàcc nañ digle yi bokk na ci fexe ba tuub googu nag yaakaar naa ni bokk na ci li nga xamante ne dina gën a favoriser loolee nga xamante ne ñu ngi koy xaar ci réew mi te ñu bëgg mu ñëw ak dal waaye mu ñëw ànd ak jàmm ngir ne ñi nga xam te ñooy baykat yi nga xam ñu ci ëpp ci ñoom ñooy dundal ñi nga xam ñooy sénégalais mën a gis ndaw moom nawet boobu yegg si barkeel li nga xam te ne dafay meññee ci suuf si Sala bi mu mel ni man loolu laa jàpp ni moom a gën a marqué ci appel yi nga xamante ne imaam yi def nañ ko ci julli gi waaye du tee xëy na yow am na yeneen yoo xamante ne tamit gis nañ ko ci wàllu réew fi mu toll mbirum góor jigéen ñi ñu ngi koy wax ak yeneen ci ay faits de société jikko yàqu yooyu yëpp gis nañ ñu imaam yi ci seen xutba dikk nañ ci ñu bàyyi rek nga jox ñu yow li nga jàpp ne xëy na moo am solo si woote boobee bàyyeekoo ci ñi nga xamante ne ñooy suñuy kilifa diine. jërëjëf Pape maa ngi lay ndokkeel bu baax nag ci tabaski bi daaw ñu faral sax di nuyoo mais tey cette fois ci faw ñu ndokkeel ñëpp di la sargal di la ñaanal jàmm
ñoo ne tabaski julli gi ñu julli yàlla lépp lu ñu jàmm yàlla ko yàlla suñu borom nangu. di ko ñaanal Moustapha Awa di ko ñaanal Mbaye di ko ñaanal Ousmane suñu invité ak Abdoulaye di ko ñaanal équipe yëpp. xam nga Pape lu baax du xew yi waxoon naa ni fi benn bis am na yoo xam ne du xew yi ci kaw suuf lu baax mu mës a xew yi ci kaw suuf te nag man li may wax toujours rek benn référence laa am. muy le prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man mooy sama référence parce que lépp lu ñu wax ci actualité rek. moom am na fu mu ko indi ci hadiis. dañoo xam nga olof danaa làmmeñ balaa la mais loolu yonent bi dafa ko ne dañu al balaa muwakkalun bi lisaani balaa ñu ngi ko tënk ci làmmeñ te su fekkee ci làmmeñ ñun lan nuy natt Sénégal. kon yàlla nañu yàlla yërëm parce que boo dee xool les réseaux sociaux jëw liñ ci wax. Pape Ousmane ñaata nit léegi ñuy dugg ci réseaux sociaux yi di jëw parce que jëw bi mooy da nga làqatu ci benn ginnaaw miir mbay seen defu la dara nga di ko saaga di ko wax loo xam ni yow li nga koy wax xamaloo ko guddeem xamaloo ko bëccëgam xamaloo ko dara lu dul peut-être bokku leen gis-gis rek nga teg ko ay baat sosal ko xas ko saaga ko te bu ngeen tase woon doo ko wax. loolu jëw la. te sax bàyyi na dafa wax foofu saala bi gën a jëw. nit mën nga jàkkaarloo moom sax wax ko lu ko naqari mu ne loolu jëw la. waaw mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ànd ak saaba yi. ñu romb benn nag bu medd waa jékki-jékki ne li yegg xeeñ mun na ko lu tax tuddoo ba ñuy rafet yi. man nee naa la man mooy suma référence. le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que moom mooy ngën gi mbindeef bu ñu royee ci moom rogalaat wàcc ci sunu mag ñu baax ñi ku mel ni Serigne Touba Khadim Rasoul maam El Hadj Malick maam Baye Niass maam Limam. da nga yaakaar ñooñu seen ñaan yi ñu doon ñaan lan moo ko waraloon. pour jéggalul askan bi rek ñun ñii. ak ñaanuñu Sénégal am ndam. Sénégal am jàmm. Sénégal am naataange. mais naataange ngooju nag buñ ko amee dafa am lu koy suuxat Pape. boo jëmbatee garab sa buntu kër. boo ko dul roose bu yàggee day dee. bien vrai que garab gaa nga mais boo ko roose day dee. roose bi nag mooy xol yi nañ ko rafetal di leen jàmm di waxante lu baax ku nekk ci safaan nga fexe yàlla dindi ci safaan boobu jël ko dañuy sa noonu bu la bañ a ba bañ la sax yow dee ko ñaanal loolu noonu yàlla dindi ko ci moom bu defal ko xol bu baax ci nit ñi parce que nit loo yéene nit ñi boo ci ngay yéen kon yéene leen jàmm bi ci des na fi may tëjee mooy li nga wax sànq lu bon tamit mënuñoo fexe ba mu doon lu baax góor jigéen kenn mënut a fexe mu doon loo xam ni dafa dagan wala dafa baax mënut a baax dafa bon te képp ku koy jéem a promouvoir wala nga koy jéem a daganal yaa ngi ëllëg mbugalum suñu borom moo xam ni yàlla suñu borom moom nga song ko xare bi ci des tamit éducation bi nañu dellu siwaat ci ñun suñu biir nanu yar xale yi parce que lii ñuy def li ma naan béjjonoon mbote bi muy dëng mag ñaa nga fa woon mais dañ caa jéemul dara mooy actuellement fi jamono toll dañuy bëgg lu neex xale yi dañuy xont mais duñu yar nañu bàyyi xont wala nañu wàññi xont bi tey yar mooy li am solo Mbaye Sène xam naa Sacré-Cœur xam naa fa nga jullee du ñàkk également ñu ngi koy wax di xutba yi nga xamante ne bàyyeekoo na ci ñi nga xamante ne ñooy suñu référence ci wàllu diine saa la am lu mu ci jukki ci wàllu actualité mu mel ne le mal est beaucoup plus profond tey que ni responsabilité ñëpp ñu taxaw lépp loo xamante ne dafa war a jagal penc mi ñëpp dugal ci seen loxo Mbaye Sène fàtte nga le président Mbaye Sène. président Mbaye Sène. waaw jërëjëf voilà. xam nga Pape Ousmane. encore Sala def na ko Sala su nuyoo rek nuyu ne ñëpp moom mooy sunu grand mooy sunu mag ci plateau bi ah. jërëjëf Sala bii moom kàddu gi rafet na trop dafa baax. waaw moom dafa baax. xam nga li nga xamante ni bii nii wax nga ko léegi c'est vrai que ne Sacré-Cœur laa dëkk mais julliwuma Sacré-Cœur maa ngi jullee xaar yàlla ci jumaa ji nga xamante ne fa la sëñ Cheikh Bombali nekk sëñ Cheikh Bombali di doomu sëñ Mbàkke Madina ah ñun fa la ñuy jullee julli ba su it fa la ñu koy jullee ah di wax ni Sala dafa am leen lu am importance lu mu wax léegi soo ko waxee ñii ne non waruñoo def nangam waruñoo def nangam xam nga lu bon mënut a fexe ba baax lu bon mënut a fexe ba baax a baax et dañoo gis phénomène boo xamante ne dafa commencé jël benn ampleur mooy phénomène góor jigéen yi phénomène juin yi on dirait que c'est quelque chose de normal bañ na ko ba sax léegi sax da ngay nekk di seetaan ay film sax ba léegi sax dañu ko ci sax dugal léegi mel ne comme góor ak góor di sëy wala jigéen ak jigéen di sëy c'est quelque chose de devenu normal et c'est quelque chose d'anormal loolu warta am ça ne doit pas avoir ça ne doit pas avoir et on est en train de laisser un phénomène grandir te loolu du yoon xam nga tey su fekkante ne tey ñu ngi koy wax dañ naan waaye xoolal ñu ngi attaqué naa nga góor jigéen baaxul góor jigéen baaxul giwin baaxul góor jigéen baaxul et loolu tant que nag muy commencé di bëri ci réew mi mais yenn musiba yi dañuy commencé am ñu ngi wax affaire de ay accident ak ñu ngi wax ay affaire nangam ak sangam mais am na yu bon yoo xamante ne ñoom ñoo commencé dugg fii góor jigéen baaxul leer na góor jigéen baaxul giwin baaxul il faudrait que ñu interdire loolu suñu société ku ko xam ku koy def ngeen bàyyi ko wala ngeen jàpp ko
moo du may métti góor jigéen baaxul. d'accord leer na Mbaye Sène alors Thomas Ousmane xam naa Dakar nga jullee du ñàkk ñu ngi koy waxtaane actualité la yoo xam te daf ñu laal ñun directement moo xam ñuy kilifa ci ndombal tànk ñu dénk mais au-delà de loolu aussi ci kër la ñu bàyyeekoo moo xam wéjur lañu wala boog rakk lañu mag lañu nooy apprécier discours yooyu bàyyeekoo ci kilifa diine yi. waaw baax na damay tàmbalee par di leen remercier et puis di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu waa Sénégal téléspectateurs yëpp particulièrement les techniciens de surface yi nga xam ne ñoo yor lépp luy liggéeyu mbalit man HLM laa dëkk mais julleewuma HLM maa ngi julli fi jullee Mamel foofu la am kër mais discours bi même bu ko imam boobu waxul ñëpp wax nañ ko defe naa ne jarul sori nekkul lu baax lu baaxul kenn mënu fexe ba mu def neneen baaxul. alors Awa Badji waaw moom xam naa ne julli ji woon waaye déglu nga xulba yi te yaa fi indi problème yi yii it problème la lu ciy saafara problème bu mag la sax parce que dégluwuma sax xutba yi ndax instant boobu ña ngay préparé nekk ci bagage yi pour xaar ñu gars yi rendi xar yeeg yooyu noonu mais dafa nekk loo xam ne actualité la te dañ cee war a wax parce que bu ñu nekkee ci réew moo xam ne dañ toll ci jamono nit ñi def lu bon bi di gën a fës te loo xam ne ñi koy def nëbbatootuñ si bu ñu demee ba ñoo xam ne dañuy oser def lu ñuy def te dara du leen ci fekk war nañ mën a xoolaat suñu bopp waaye li koy waral rek mooy toujours ñàkk référence parce que tey bu fekkoon ñun dañu nekk ay ndaw am ay référence di xool mag ñu baax yi fi nekkoon luñ doon jëfee ñu koy jëfee li ñuy tere ñu koy bàyyi di yoo xam ne dañu doon sant ñu koy def bu ñu demee ba réer rek ci yu mel nii rek la ñuy mujjee parce que moom nit moom da ngay am wéeruwaay am référence nga xam ne doo mën a réer chaque fois da ngay xool ci loolu ngir mën a jëmmal loolu mais Abdoulaye lii nangu nga ni ñàkk ñu référence comme ni ko Awa Badji di waxee xëy na kay ñun ñoo nekk ci li ñu intéressé chaque fois dama koy wax suñu connexion yi tey boo ci duggoon nga ni Al Maktoum laa bëgg a xam lan la wax ci nangam connexion boobu dina la jëriñ waaye da nga ko fi bàyyi nekk ci leneen mais yow Abdoulaye lii phénomène réseaux sociaux yi sànq Sala Bigué mu ngi koy wax te yow active nga ci moo xam Instagram Facebook statut yeeg voilà phénomène boobu moo amplifié xeetu ñaawtee fi nga xam te ne tey ñu ngi koy wax mu mel ni ba léegi amaguñu solution ci li koy encadrer pour que ndaw ñi bañ ci gaañ. mënuñu am solution barki dem rek maa ngi publier ci Facebook bi benn phrase muy reetaanloo nit ñi ma ne jàngoo leen liggéeyoo leen ngeen topp TikTok bi rek teg si bëgg a tekki xam nga loolu mënul nekk parce que ñun dañoo nekk société bi nga xamante ne dañuy consommer mais d'une manière passive c'est-à-dire technologie bu ñëw rek dañ koy accaparer mais li na ci ginnaaw c'est-à-dire technologie comment ça fonctionne ñun ça ne nous intéresse pas xam lan moo ñu intéressé nan lañ koy jëlee foo ko nekk ci ay nit yi nga xamante ni tey TikTok da ngay gis xale bu ndaw di toppandoo ay affaires yi nga xam ne amul benn sens xam nga loolu lan moo koy expliquer les parents ont démissionné benn ñaar amul benn contrôle bu nekk ci réseaux sociaux yi ñett yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy diriger lii moo leen gënal parce que c'est dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple ignorant pour mu mun a sàcc pour mu mun a jaarale lu muy def yëpp fu mu ko bëgg a defee tey dama naan internet c'est un couteau double tranchant ni mu bëgg xam ci àdduna bi xeetu xam-xam bu ci nekk ba ci nanotechnologie ba ci astrophysique boo ci bëggee am xam-xam bi nga xamante ni mun na la permettre nga toog ak ay kàngam di waxtaan ak ñoom c'est disponible sur internet te jàngin bi yomb na jafewul beneen partie bi mooy ban bi nga xamante ni si tu veux être bête tu seras plus bête que bête pourquoi parce que boo xoolee tey les gens sont en quête perpétuelle de j'aime de partage de commentaires da ngay gis ñi nga xamante ni dañuy dem ba ci ay doon wax moom moins profond tu vois moom moins profond dañuy dem ba ci taxaw ci wetu ab mbaam di toppandoo mbaam bi di filmer boppam pour rek am ay j'aime ak ay like loolu lan la ci nit mën a jur tu vois tey internet tamit mooy phénomène bi tax góor jigéen gën a am promotion gën a am ampleur est-ce que yaa ngi comprendre référence yi Awa doon wax fan yi passé am na benn livre bu mu la wax moom laay lire République privée du Sénégal ça m'a permis de savoir beaucoup de choses sur mon pays parce que ñun dañoo joxoon beneen partie histoire Sénégal dañ ko raconter beneen partie on a énormément de références tey jii Thierno Souleymane Baal lu mu def ci révolution avant tubaab bi di ñëw di ñu ko defloo Abdou Khadir Kane ñooñu lu ñu def tu vois Al Maktoum et cetera temps yi sax man dama bàyyi di gëstu ci tubaab bi nit ñu ñuul ñi lay xool ci laa xam ne Sénégal am na ay kàngam yi nga xamante ni xooluñu du benn yoon ñi nga xamante ne ñoo fi nekk
nekk ay tubaab ñun ñu leen di roy di leen def référence donc il faut ndaw yi aussi delloo ci seen xel bàyyi ay Rihanna yi ñu def référence góor jigéen yi nii yàlla lu mu wax dafa clair rëbb na góor buy jigéen lu waxuma la góor jigéen de góor buy jigéen lu la rek yow safara ñeel na la jigéen buy góorgóorlu aussi safara ñeel na la donc il faut ñu changer leer na mais après di ñu wax fan la sa mbubu mi jaar parce que Abdoulaye ba ngay ñëw meloo woon nii séeri jaaji bi moo ci sotti laax quoi mais Moustapha ça a failli échapper ci discours religieux et pourtant c'est un mal qui est là te waxtaanoon avant ñu dugg ci tabaski bi mooy ni fexe ba limu accident yi wàññeeku je pense que loolu aussi problématique la ci réew mi génn nañ ci tabaski bi amuñu benn accident mënuñu ko wax non mënuñu ko wax seulement dafa dem ba dafa nekk ay habitude maanaam dañ dem ba dañ ko tàmm maanaam dañ ko miis xam nga loo miis dootul doon looy waxtaan yi phénomène góor jigéen yi miisuñu ko woon xamuñu ko woon mu commencé jël ampleur moo tax ñëpp di ci wax bu ñu noppee nag dina mel ni accident yi parce que accident yi dafa dem ba Sénégal yi tàmm nañ ko léegi on est habitué à ça dafa mel ni dafa nekk lu normal maanaam tabaski am ñu accident di ñàkk seen bakken dafa doon loo xamante ne dafa naturel léegi moo tax donc li nga wax ni dafa important donc laaj na suñu imaam yi pas en dehors de tabaski ak korité sax mais ci ajjuma yi ñu koy boole ci xutba yi professeurs yi ci classe yi ñuy jël au moins benn 2 minutes di ci def ay message de sensibilisation et de prévention parce que nag ni ñuy artoo pour góor jigéen ñi bu ñu bàyyiwul accident yi fi ñu jëm ñun ñëpp du ñu fekkee l'avenir de ce pays parce que rythme bi accident yi di yóbboo nit ñi moom wax dëgg yàlla du kii week-end bi rek ci tabaski bi am na benn jeune artiste chanteur xaw ma ndax xam ngeen ko Zola bu doon bien sûr moo accident de gaañu ndeysaan c'est quelqu'un que je connais waaw c'est quelqu'un que je connais depuis 2008 doon ko seetaan Superstar moo ko Atou Baye Modou donc noonu la ñàkkee bakkanam mu nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla dafa doy waar parce que c'est des jeunes yoo xam ne war nañu mën a dund ba 70 ans et puis dañu am activité tu vois nekk ay entreprise ñoom seen wàllu bopp nekk ay entreprise am tout des staff yu tourné autour de mu doon loo xamante ne ku ci nekk mën na see jaar nul n'est à l'abri de ces accidents là donc laaj na ñu def ay taxaw seetlu yoo xamante ne ay solutions yu drastique lay jël ay maanaam ay solutions pas comme li ngay wax ñu toog waxtaan tënk ay mbir def ko ci tiroir yi après continuer am na solo en tout cas ci wàllu solution yi nga xamante ne Moustapha mu ngi koy jukki sànq ci li nga xamante ne moo soxla réew mi jamono ji ci fi ñu toll ci wàllu nawet ñi ko xamoon démb Père Sall xëy na mën na ko seede xamoon nañ ni yu mel ni su daan am ci réew mi njàqare lay indi ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kaw gi te lu ci ëpp ñoo yëngatu ci wàllu mbay moo tax ñu jàpp ne ci wàllu solution yi bokk na ci li mu wax sànq mooy saa yu réew mele nii rek bàkkaar moo koy war te bàkkaar moom tuub te bi ci gaaw astafurlaa wax nañ ko waaye njëkk yeesal sa ngëm ñetti yoon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag ki nga jege rek nga baalu ko àq mun na sax sori nga xam ni am na àq yu dox seen diggante woote baalu yàpp naan lu mel noonu aussi nit ñi di wax dëgg ñu fóot suñu xol xam ni nit wax na ba mu noppee mënatu la wax ndax jëlee nañ ko fi yóbbu ko rob yu mel noonu il faut ñu koy bàyyee xel nga baal ma yaa ngi doon dugg ci Actubuzz bi mais maa ngi jaale Zula sunu boy boobu man xale bu ma xam la bi mu mujjee gisante ak man ñoo ngi gisante ville fu ñu ba toll ak man wàcc ñoo ba ci ma ni ma père jàpp ci waaye jàppal ci affaire yi ma ne ko pourtant maa ngi lay gis de mu naam bu ñu nekkee France keroog Bercy nangam image boobu moo tax bi mu booy def choc loolu moo njëkk a ñëw ci mu nekk xale bu yaru xale bu doon jox nit cër lii pour waral accident yi rek gis nga yàlla suñu borom bu ne def leen nangam ñu bañ day indi mbugalam te ñun li tax yàlla du ma ustaas mais da ngay dégg ci ustaas yi ak nit ñi li ñuy wax te yaakaar naa dëkk boo fa defee 56 ans du ma yàgguma ci réew mi nag waaye def naa fi 56 ans yaay Sénégal kon xam naa ne am naa lu ma xam ci réew mi dinaa yàgg dégg ci wax ñuy wax ni yàlla suñu borom bu ne def leen ngeen bañ ñun dañoo rus ndax ñu nekk xeetu Seydina Mohamed mais bu njëkk ba xeetu njëkk yi bu leen sante ñu bañ ci saa kon ñun bu ñu yàlla dee dimbali ba ni boo defee benn daf koy def fukk nga def benn bu bon mu tegal la ko fa fii 3 jours boo ko jéggaloo mu jéggal la ko vraiment yàlla bëgg nañu dimbali bay kon ñun ñoo war a xoolaat suñu taxawaay xool bu misaan toll fii mag ñi dañ leen def sax baaw naan maanaam dañ ko def ci côté ci aspect culturel et traditionnel mais loolu sax nga gis mag ñi bi ñu saan toll fii dañ daan dugg ci jàkka yi dugg di genre entre timis ak takkusaan dugg fay lamp yi wasifa di ñaan yàlla wàcc ndox yooyu yëpp doon koy wax rek pour fàttali aussi nit ñi. soppe mbay seen bi amoon ci cër. bu am solo. voilà c'est important. waaw Serigne Fallou Mbacké nga xamante ni yàlla mayoon na ko ci wàllu woowu. Serigne Fallou am na benn munoon natt nag. munoon di ñaan ba nga xamante ne bu ndox mi wàccee. du indi benn gàllankoor parce que loolu it mu ngi ci. dégg naa mus na dem mus na ay nit ñu jóge beneen dëkk ñëw ci moom ni ko Mbacké ñu ne dañu maral lool.
mu ne maral waay na maral mi dañ waay dégg naa ñooñu bi ñuy dellu taw bi da leen a topp ci yoon wi moom la dafa déggoon suñu borom muy Serigne Fallou parce que turu Fallou mooy ngëneelu suñu borom te nag yooyu buñ ko amee buñ ko di sàgganee encore une fois rek nit ñi boo gisee ndox mi ni tekk nii ak yu bëri yi di xew ñun la ndax yàlla soxorul ñun ñoo soxorante suñu biir yàlla liñ koy def mu baal ñu ko du dara ci moom mais nag bàkkaar bi saala bi gën a Pape Ousmane boo Pape Ousmane la yàlla dafa maanu am na solo kon nag message baa ngi noonu nañ ko bàyyee xel bu dee ni li ñuy woote ne ñoo bëgg suñu Sénégal nañ ko def ngir suñu Sénégal xam ni fii kenn desu fi te it kenn dëkku fii lu mu yàgg-yàgg dañuy dem loolu it mat naa bàyyi xel ngir ne lu ñuy def ñu koy rafetalante suñu biir ndaxte suñu réew soxla nañ ko te fi ñu toll yi nit penc mi li koy jagal taxawaay yu mel noonu am nañ solo li ñuy njëkk a def mooy xool actualité de l'internet bi njëkk ak ki nga xam te ne mooy Awa Badji. Awa Badji ministre bi ñu dénk wàllu liggéey mu mel ni kàddoom dëgër na ci ñi nga xamante ne waroon nañoo xëy tey te xëy ñu di ay fonctionnaires. effectivement Passoumane ndax ñi ngi wax ni sax tey jii di mardi di lendemain wu tabaski ñu bëri ñoo xam ne agent de l'administration ñoom nag xëy ñu si seen bërëbu liggéeyukaay loolu nag mu metti loolu ki nga xam ne moo di ministre du travail ndax moom sax mi nga xam leen ni loi bi ni mel ñëpp xam nañ ni day tere loolu te tey jii nii nekkoon dimanche bu fekkoon ni moo nekkoon jouru tabaski bi lendemain bi mooy doon férié ndax loi boobee sax moom mi ngi wax ni bépp fête boo xam ne dafa tombeek dimanche lendemain bi férié lay doon te tey jii nii dafa waroon nekk jour te tey jii dafa nekk jour ouvrable kon nag bépp liggéeykat da nga waroon xëy ci sa bërëbu liggéeykaay te képp koo xam ne déposé woo demande de permission ngir ñu jéggal la tey journée bi dafa la waroon fekk nga xëy ci sa bërëbu liggéeykaay moom nag di Samba Sy mi ngi ko xamle fële ca RFM nekk membre ci gouvernement bi moom mi ngi wax ni bépp liggéeykat da nga war a def prise de conscience bu weesoo daan yi nga xam ne dañ koy teg ci sa kaw dafa war a doon prise de conscience boo xam ne dafay global te dañ ko war a tàmmal suñu bopp te képp koo xam ne liggéeykat nga da nga war a tàmmal sa bopp di xëy ci sa bërëbu liggéeykaay ci jour boo xam ne da nga ca war a dem lii nag ñu ngi ko jëlee ca Seneweb. Ousmane ndekete du Abi Sow rek moom mbirum Actubuzz ndekete Awa Badji macha allah Abi Sow ñu ngi koy nuyu madame Wade di nuyuwaale également borom këram mais monsieur Ndao yéen liggéey ngeen tey. donte mën nañoo relativiser ci est-ce que fonctionnaire ngeen am déet. waaw ñun duñu ay fonctionnaire mais ay agent de l'État lañ képp koo xamante ne yaa ngi percevoir franc public comme salaire agent de l'État nga c'est ce qu'on appelle les fonctionnaires ou assimilés. ñun ci catégorie assimilé boobu lañ bokk parce que nguur moo ñuy jox xaalisam ci loolu la ñuy fayee travailleurs yi ñun defe naa ne bu ñu liggéeyul woon dina fay duñ toog fii tey du ko waxtaanee liggéey nañ démb ba guddi tey ñu ngi liggéey incha allah ba guddi te commencé nañ ko bu yàgg. parce que mbalit moom boo liggéeyul day feeñ. alors Mbaye Sène ci jamono ji nga xamante ne administration ñu ngi koy wax jot nañ ñu yeesal ko indiwaat yeneen xeetu doxalin président Macky Sall di ko impulsé depuis boobu ba léegi mu koy wax tey c'est vrai que ni démb fête la woon ñu xëy ñu ci bëri ci ay fonctionnaires xëyuñu est-ce que loolu. dina dëppoo gis-gis ak yéene boobu ñu am ci fexe tëggaat suñu bopp ci taxawaay ñu war a am pour suñu administration. waaw tëggaat suñu bopp mais dugal fii président Macky Sall foofu je pense que ni yoon amu fii loolu ci loolu ndaxte kat li ma jàpp mooy lu dul férié da nga ko war a dem liggéey loolu mooy au-delà même que ça soit le président le premier ministre ak lu mu munti doon lu dul férié da nga ko war a dem liggéey bien que nag nii tabaski diis na trop ndaxte xam nga su fekkante ne journée bi yëpp da ngay kaw le lendemain di nga bëgg sax xam naa xaw a sarale tuuti mais c'est vrai que ni c'est pas normal lii moom luy dëgg la moom parce que tey soo seetee ci biti sax tu ne vois personne daanaka li nga doon def trajet bi nga doon def pour jóge sa kër su ma jëlee exemple jóge sama kër ñëw fii daanaka j'ai fait 10 minutes même pas et d'habitude je faisais ay 30 à 40 minutes ça prouve encore une fois que ni dëkk bi nee na selaw ñun ñi génnuñ ñi demuñ mais c'est pas normal et jàpp naa ne nag nit ki su fekkante ne da ngay liggéey ci dara ñu la ciy fay wax dëgg fa yàlla na nga mérité loolu nga xamante ne bii nii moom mooy sa salaire mais Abdoulaye li yow mais quand wax fi ay président Macky Sall lu mu wax ak affaire nit ki waxuñu wax président nit non xam naa déggoo ma maanaam dama la bëgg wax ni assiduité boobu noonu dafa baax ci cap bi kilifa gi wax ni fii laa bëgg a yegg
su ne fii laa bëgg a yegg ñëw war a liggéey pour mu yegg fa mu taxawul mais kilifa bi li mu diggoon mais du sotti loolu laa bëgg a wax li mu diggoon ak Sénégalais yi te defu ko de. waaw d'accord mais Sénégalais ñoom nañ jël seen ay responsabilité rek mais fii moom yoonu Macky Sall nekk fi. waaw Abdoulaye Ly yow fonctionnaire nga. non tey xëyoo. journaliste la ah. tey xëyoo. dégguma. tey xëyoo. non tey xëy naa kay si. maa ngi nii di ñëw di def sama liggéey. nga may laaj ndax mais est-ce que dañu war a yem rek ci constat bii nii. mais en fait est-ce que li muy wax naan tabaski dafa diis rek jox nañu ñun droit. waaw que ñu bañ a liggéey. waaw man moom rafetluwuma le fait que jour liggéey nit ñi bañ a liggéey parce que loolu aussi dafay bokk ci facteurs yi nga xamante ni luy delloo ginnaaw dëkk la luy tardeel dëkk la tu vois. je comprends fi mbay seen di waxee quoi parce que tamit quoi qu'on dise yaataa yumbe beek sarale gi beek ñàkk liggéey bi ci ñoom la commencé ci kaw donc dafa nekk li nga xamante ni dafa wàcc jëm ci suuf ba ci agent yi ci suuf tey yow boo gisee sa chef di doxalee naka su dul noonu aussi du la encourager à ce que nga liggéey quoi c'est ça le problème beneen bi mooy il y a des priorités en fait dans ce pays là il y a des priorités yi nga xamante ni moom la ñu war a njëkk a teg en place sànq yaa ngi naan lii bokk ci li nga xamante ni dafay rafetal ñu tëggaat administration pour ñu tëggaat ko les problèmes de base nit ñi xam nañ ko tu vois il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ñu bàyyi les clientélisme politique pareeguma de non foog nga daaneel waaw ñu bàyyi les clientélisme politique gi nga mun jëlee ku ci nekk fi nga am xam-xam ñu teg la fa liggéey dina am parce que tey jii soo demee liggéey te yow li ngay liggéey amoo ci xam ko amul njëriñ beneen bi mooy tabaski quoi qu'on dise lendemain tabaski nag c'est pas possible nit ñi di liggéey man musuma liggéey lendemain tabaski même su fekkee damay def demande man sama yaram baa ngi nii di metti Pape Ousmane kaay mu wax la benn affaire tabaski dafa diis def nañ fi lendemain gàmmu lendemain màggal férié mais pourquoi pas ñun maa ngi koy ñaan li laay waru suuli solennellement sénégalais yëpp nee nañ ngeen jël lendemain tabaski ak nu mu nekkee une fête internationale qui concerne tous les musulmans mais def leen ko férié. en attendant solennellement boobu ñoom ñu koy valider mais Moustapha est-ce que fête war na mën a peser au point que liggéey jaamu yàlla la aussi nit boo signé contrat ak nit waxuma ñi nga xam ne dañ demander autorisation ñu may leen parce que administration mooy apprécier bu ko nangoo loolu moom mënuñ ci dara mais ñi nga xam dañoo toog ci seen tayefu bopp te war a liggéey kon loolu laa waaw moom ministre bi dafa yéex a jug sax parce que xëy na lendemain tabaski la seetlu mais 3 jours avant tabaski sax liggéey amatul woon administration moom mi ngi cessé fonctionner depuis mardi ñi ngi woon ci lijjanti seen i xar ñii seen i brochette ñii seen i lakk ku nekk yaa ngi doon xool noo tojee sa bopp janax xëy na nag après bi la ko seetlu mais damay revenir un peu ci lii Ablaye wax parce que tamit boo xoolee 25 décembre Noël c'est vrai calendrier grégorien li ñuy suivre 25 décembre férié la parce que tout simplement calendrier bi ñuy suivre suñu administration moom moo ñu ko permettre alors que ñun on est un pays majoritairement musulman pour ne pas léser la majorité parce que moom noonu laa ko tuddee pour ne pas léser la parce que li tax ñu def 25 décembre férié mooy le 24 décembre day nekk soirée arrosée en général pour les chrétiens parce que dañuy feetu la natif du Saint Christ ñu jàpp ne dañuy guddee te dañuy sonn moo tax ñu may leen ba suuf ñu férié mais yow tabaski ñëpp xam nañ ne da ngay julli juma boo étalee programme tabaski balaa ngaa pare li ngay pare yëpp mun ni mën na la cee fekk nga bëgg a tëdd mun ñu bëgg xëyaat fajar dem liggéey même boo defee sax doo performance bi nga war a am ci sa wàllu liggéey doo ko am waaw d'accord nee na liggéey boo xam mais nag cela ne justifie pas quand même les absences man damay wax dans le cadre formel pour ñu indi ko mais cela ne justifie pas du tout les absences mais personne la soo boolee tey ñun lu ñu am ci ay férié lu ñu am ci ay fête puisque moom sànq mu ngi wax ci calendrier nga boole ko tey ci Sénégal nga xool ñun li ñuy liggéey ak li ñuy jël ci fête boo ci boolee ñoom gàmmu ay ñoom màggal c'est-à-dire ñeneen sax dañuy wax ne ñun on est un pays fêtard c'est-à-dire ci la ñu dëkk loolu boo ko boolee ak yii nii fan la ñu jëm ñun kon bu fekkee ne dañu bëgg jël suñu réew mi benn cap buñ ko yóbbu. xam nga balaa ñuy wax férié yi balaa ñuy wax fête yi jour ouvrable sax gars yi dañoo liggéeyul. liggéeyatuñu da ngay xëy 8 heures midi nga jël pause ba 15 heures. 16 heures nga ñibbi. 16 heures nga ñibbi liggéeyuñu loolu moo am ci administration ñu ci bari ñëpp nag ñëpp duñ ko def mais ñu ci bari bu nu jëlee pause sax noonu la ñuy jaare dem loolu la ñu gis. amal benn papier booy dem di wuti ci benn état civil wala dara da ngay dem ba fekk kenn liggéey moom jaamu yàlla la parce que dërëm bi ngay jël di ko yóbbu sa njaboot dafa war a lew xanaa xamul ñu bëri ngi fayee ko di ko jënd ay ordonnance ak garab ñàkk a lew bay tax. wallahi lazim gis nga ñàkk pour lewul bootul doo ko jariñoo nee nañu liggéeykat bi tamit balaa ñàkk ma fer fay ko liggéeyam fay ko ñàkkam. parce que ñàkk dafa cher balaa ñoo waxu férié gars yi nañu liggéey yoreel nit baaxul ak day topp ñu bëri société bi tey ñi ngi jeg-jeg di fayit xam nga la moo leen di dal
aqu nit ñi ñuy topp dañu fay nit ñi yoreel nit ñi boole ko naqari deret boole ko reewande moo tax ak booboo leen topp dañuy jékki-jékki rek dootuñu mën a dem léegi nag tabaski li Abdoulaye li wax fi mu waxee am na fu ma ànd ak moom vraiment bu ñu waree jël lu mel ni ay 25 décembre ay yenn jour ascension yeeg yenn jour kii ñun jours yi nga xam ni parce que Sénégal bu ñu la ñaata la ñu wax 95% musulmans mais kon tabaski parce que tabaski ñu bëri duñ dem Korité ñu bëri duñ dem màggal seen dëkk ñu bëri duñ kii tabaski ba tabaski la ñuy dem seen dëkk imagine toi tey ku nekk Dakar di fi liggéeyee tabaski ba tabaski ngay dem tey dem ba Fongolimbi di fa jullee ji parce que ni ku nekk fi mu am fi nga nekk fa nga nekk rek mooy sa pari man de dew ma Fongolimbi waaye maa yoon Mboro waaw mi ngi noonu waaw mi ngi xam yow Mboro yow fi ne ni Mboro mooy sa Dakar mooy sa pari donc léegi nag yow nga dem foofu imagine toi nga dem dimanche wala nga dem samedi dimanche lundi di tabaski bi nga bëgg ñëwaat dina métti léegi nanu fexe administration bi nañuy fexe ni ñuy jëlee jour tabaski def ko jour férié parce que ñiy dem di tabaski yi ñoo ëpp que ñiy dem di korité ji wala ñuy dem yeneen jours yi parce que tabaski moom sénégalais da ko fonk même suñu mbokk chrétiens yi sax gis naa ci wax dañuy jënd xar di tabaski non boo nee jour tabaski ñu def ko férié lendemain bi lañu lendemain dama jum lendemain bi laay wax non lendemain dama jum lendemain bi bu ñu tabaskee ba ci suba ga nañ ko def férié parce que lii rek lay indi gars yi duñu liggéey si parce que mënoo dëgg fu sori ak tabaski ni mu diiseeg rend xar fees nekk ci affaire yi ak tabaski dafa diis vraiment jóge fu sori yi war a ñëw ñi nga xam ne tam ñi ngi Dakar tamit des fois gars yi tamit nga xëy sa yaram bañ nga tëdd ak la parce que ak la ci biiri ak kon donc nañu xool noo xam ne état administration état bi dina ko def fexe ba defal ko ba yi di am te gars yi ñuy liggéey même bu dul jour férié nañuy liggéey dañoo liggéey da ngay soxla benn papier dem ci benn barab di ko jëli doo ko am dafa fekk kenn la ñëw liggéeyul jërëjëf Alaaji Sall Bigué Ndiaye Iran Irak la rek Alaaji Sall Bigué Ndiaye Mbacke Mansour yokk na ci Mbacke nee na Mbacke jërëjëf Mbacke alors li ñu def mooy ñu dem ñëwaat ànd ak Badji ak ganam alors Awa Badji laata maa yegg si yow ak sa gan waa mais Moustapha lii lan la liggéey bëgg dee waa lan la dara jàmm rek man dama jaaxle alors li ñuy def mooy da ngay jëw yaa ngi jëw de yaa ngi bàkkaar de loo def li nga jógee fii foo dem ak loo jël ak loo def nga ñeent def wala ñu bàyyi noonu fekk Moustapha yaa war a régler non ñoo ngi yeete ci li ñuy yeete ngay jalgati wax dëgg yow sax dañ la war a dàq boole kaag moom ñu jël ki nga xamante ne mooy Aïda Ben Niass maa ngi ko doon wax sànq ci waxtaan bi li nga xamante ne moom la waa UCG nas mooy fexe ba mujj maanaam bu ñu génnee ci tabaski bi dootuñu gis benn mbalit fii ci Ndakaaru suñuy ndaw nag ñu ngi biir Ndakaaru fu ne ànd ak seen i caméra dañu bëgg nag xool ndax loolu nga xamante ne mooy seen yéene am na wala amul alors tey Aïda Ben Niass yaa ñu nekkal foofee ca wetu stade Léopold Sédar Senghor foofu nga amoon na daral boo xamante ne foofee lañ ko samp lan nga ñu mën a wax ci fi nga romb set na wala am na ay ruq yoo xamante ne des na. asalaamaaleykum Pa Ousmane. waaleykum salaam effectivement ni nga ko waxee fii ci stade Léopold Sédar Senghor amoon na effectivement ay daral jamono ji nag équipe bu UCG yëpp ñu ngi fii am na ay tas d'ordures certes mais comme ni nga ko gisee nii sama ginnaaw ñu ngi ci liggéey bi tàmbali nag di an mbalit mi li nga xamante ni nag comme ni ñu ko sumbee woon ne zéro déchet pendant ak avant ak après li nga xamante ni moom mooy tabaski gi ci la ñu nekk agent yaa ngi ne ña ngay an mbalit mi nag foo romb itam ci alentour bi li nga xamante ni nag moom mooy camion yi râteau yeeg pelle yeeg dara desut itam ñi ngi ci jubal si li nga xamante ni moom mooy liggéey bi ci li nga xamante ni moom mooy loolu sax coordonnateur bi nga xamante ni mi ngi fi jëm ci wàllu liggéey woowee itam Pa Ousmane mi ngi fi moom dañ koy sax oom rek ngir mu ñëw wax li nga xamante waaw Aïda Ben Niass xam naa du ñàkk dinañ ko jëlaat ndax muy ànd ak coordonnateur kenn ci waa UCG nga xamante ni ñoo yore liggéey bi coordonnateur bu Dakar moom ma koy confirmer bu Dakar donc du ñàkk dinañ ànd ak Aïda Ben Niass mu won ñu également liggéey bi comme ni mu ko waxee waa UCG yi nga xamante ne ñu ngi fa ñu déployer leen ci capitale bi kii ñu fexe ba ñu tàggoo ko cet wala boog ñàkk cet bi ñuy nemmeeku saa yi ñu yegsee ci lendemain tabaski li ñuy def mooy Awa Badji ñu bàyyi la ak sa gan.
waaw moom monsieur Ndao sax li ma koy laaj mooy gis nañ ñu léegi suñu ndaw bi nga xam ne moo ñu nekkal ci terrain bi mais moom mi ngi nekk fële ca Léopold Sédar Senghor mais tey jii nii est-ce que yow mun nga ñu garantir ne Ndakaaru fépp set na wecc. garantie moom ci yàlla rek da ne mën naa leen wax ne Ndakaaru amul dépôt sauvage wala bu ko amee dépôt bu ñu teg récemment la mais garantie lu jafe garantie la parce que damay dégg syndicalistes yi ñi naan mbalit du ëmb day wasin maanaam da ngay taxaw fi léegi si buntu RDV nga garanti ko balaa ngay wàcc yow nga génnee mbalit teg garanti bi jóg na donc li am solo mooy dispositif bi ñu teg ak lan lañ def ba ex fii ak résultat bi ñu am comparativement aux autres années loolu moo am solo te je peux vous dire que fu mu nekk nii la situation est parfaitement maîtrisée. Bal dispositif ngeen teg par rapport ak yeneen année yu ñu génn. waaw très bonne question alors dañ ñu ko commencé par une forte sensibilisation UCG dañ ñu yàgg wax population ak ñëpp dañ yàgg wax ne Sénégal moom problème mu jikko la am defe naa bi mu fi toogee ba léegi seen émission man xaw ma ko woon mosuma ko seetaan tey laa xëy door a découvrir ni bi may ñëw sax maa ngi naan émission bi nu mu tudd maa ngi dégg yéen a ngi yeete rek alors yeete boobu mooy sensibilisation loolu nañ nag la ñu yàgg wax ñun 15 jours avant tabaski bi dañ déployé suñu benn équipe bu bees bu ñu redynamiser bu tudd UVS unité de veille et de sensibilisation seen liggéey du woon dara lu dul wàcc ci marché yi ak ci daral yi ak les sites de grande production il faut wàcc di sensibiliser di waxtaan nit ñi mbalit yi neen ko conditionné def leen ko ci mbuus bu leen ko génnee teg leen ko ci tali bu ñëwee jël ko bu leen ko def ci suufu table yi loolu lañ doon liggéey moo doon première partie dispositif bi biñ paree loolu ba tabaski bi jege se ñu yokk rythme collecte bi parce que tabaski bu jegesee production mbalit day bëri fi mu toll nii statistiques yi ma jot léegi balaa muy dugg fii ci pont bascule Mbëbës bi ñu ngi ci 3100 tonnes par jour alors ñu yokk rythme collecte bi 3100 tonnes rythme collecte boobu dañ ko yokk pare am luñ ci indi ñëpp xam nañ ne marché kenn mun ci liggéey le jour veille fête ñu inverser système de collecte bi di collecter la nuit man biñ 2 jours de ces tabaski jot ànd naag équipe yi ba ay 3 heures du matin dañ doon dugg ay Petersen parce que ci ngay mën a liggéey bëccëg bi xajoo foofu dafay fees bëri ay nit deuxième innovation bi ñu def ren pour wàññi mbalit bi objectif bi du woon dindi ko xam nañ mënuñu ko woon dindi période yooyu parce que pour ñu dindi ko foog nit ñi set alors nga fexe nag wàññi la maximum deuxième point baa ngi noonu troisième point bi nga fexe ba oto yi doy Dakar dans l'ensemble du département de Dakar de la région de Dakar ñun on a subdivisé Dakar en 4 parties département de Dakar Dakar Plateau ba Parcelles le département de Pikine békaay bi Pikine yëpp le département de Guédiawaye et le département de Rufisque Rufisque mooy dem Bambilor Sangalkam ba Bargny 4 départements yi boo ko boolee 350 ñoo doon daw chaque jour pour rek mu bañ a am manqué ba pare nag ay fréquence F6 F7 F6 mooy ci 7 jours semaine bi oto bi dina ñëw 6 fois alors loolu beneen innovation bi ñu def la dernière innovation bi mooy avant pendant après démb ñun on a travaillé 11 heures man laa génn ci suba bi ñu reyee ba pare ba ay 20 heures mais may dem fa laa bàyyi équipe yi marché yi commencé wàññeeku ñu continuer di jël tey ñu ngi def correction donc yooyu mooy disposition yi ñu jël ba tax yàlla dimbali ñu amuñu ay dépôt yoo xam ne vraiment nit ñi mën nañ cee duut baaraam. d'accord ñu nemmeeku beneen affaire yi tamit dañuy gis ni chaque année bu da ngeen di wax ni après li nga xam ne mooy fête tabaski bi dootuñu gisati benn mbalit ci mbedd bi mais lan mooy problème bi parce que est-ce que mun leen def ba telle sorte que ne chaque jour mu boo guddi gi bu ngeen génnewee mbalit bi yëpp peut-être que nit ñi bu ñu xëyee duñ fa fekkati dara mais chaque fois dañuy gis ni chaque année il faut que tabaski passé ngeen dellusiwaat di génnee mbalit boobu yëpp pourquoi mun leen di ko def au jour le jour. comprendre ma bu baax question bi parce que mbalit du ñu ñoo koy génnee. mais li ma la mun wax daal de façon générale mooy mbalit dañ ko réglementé mais damay dellu si li ngeen wax rek sensibiliser yéen nit ñi yéen a ngi yéen nit ñi. dañ ko réglementé. am benn décret bu fi nekk yàgg na 83 boo xam ne maire yi ñoom ñooy réglementé ay heures de collecte mbalit dafa am heure boo ko war a génnee am foo ko war a teg texte yi dafa am lu mu la wax dafa la ne sa buntu kër yaa ko war a baleel bul xaar nguur baleel la ko. mbalit da nga koy génnee def ko ci pôle mbalit
ñun suñu ay étude bi ñu ko defee statistiques yi 15% population yi ñoom pôle yu réglementaire mooy pôle bu baax. te pôle defe naa cher 2000 francs lay jar mais da ngay gis fii ku sa siwo toj wala ku sa paan xar moom ngay def siwo mbalit. ñenn ñi dañuy génn sotti ko si mbedd bi. oto mbalit bi ay collecteur lañ. collecteur mooy kan. xam naa dinañ ci ñëw turandoo ñu ngi may wax que ni Aïda Mbène Niass jamono ji taxaw na. la mu jukki woon loolu la ñu bëgg mu yeggali ko. mooy li ñuy waxtaanee fexe ba xool est-ce que Ndakaaru liggéey bi nga xamante ne ñoom waa UCG ñu ngi ko doon def avant tabaski bi ak fii nga xamante ne ñu ngi ci ginnaaw tabaski bi ndax loolee yemb na am déet Aïda Mbène Niass sànq yaa ngi woon ak ki nga xamante ne mooy coordonnateur UCG ci bërëb boobee bëggoon nañu également nga doxantoog moom ñu xool liggéey bi nan lañ koy defee pour que sénégalais mën a xam réellement li ngeen di jukki noonu ci wàllu image lan la en réalité. d'accord Pa Ousmane comme ni nga ko waxee rek ñu ngi coordonnateur équipe bi nga xamante ne moom moo nekk fii ci stade Léopold Sédar Senghor ñu gis ni nag yéen a ngi ci liggéey bi lu ko dalee nag ci commencement bi ba tey ak ba tabaski ginnaaw gi ñu bëgg a xam liggéey bi ana naka la demee ci seen boor. Maam Awa ñu ngi leen di jaajëfal ci invitation bi di rafetlu dox nemmeeku bi ngeen ñu def ñëw fekk ci suñu agent yi ci liggéey bi. di rappeler daal di wax d'abord nga baal ma d'abord ma féliciter maintenant les techniciens surface parce que nga ngàcce ngalaama néew na ñu fekkee tabaski def ko ci anam bi pare moins de 24 heures gis Dakar nekk ci anam bu rafet bu mucc ayib loolu déjà ñu ngi ci beral ngërmande suñu techniciens surface yi wax dëgg la ngàcce ngalaama jàmbaar lañ def nañ ci lépp loo xamante ne taxawaay la woon taxaw nañ taxaw bu rafet. di la wax ne la comme niñ ko suñu kilifa yi santé woon suñu ministre de tutelle ak suñu coordonnateur monsieur Ousmane Ndaw dañoo waxoon nañu jël ay dispositions ñu taxaw temm ba nga xamante ne waajaayu tabaski bi nañu jël ay mesures yoo xamante ne jafe-jafe ak gàllankoor du ci am pour dëggal li nga xamante moom le président de la République souhaité pour que Sénégal zéro déchet et effectivement tey bien avant bésu tabaski démb jël nañu ay matuwaay yoo xam ne 20 jours avant jël ay dispositions fépp foo xamante ne amoon na site de forte pollution li mel ni marché yi li mel ni daral yi li mel ni également yeneen lieu de forte pollution yëpp ñu doon fa ay dispositions yoo xam ne tax na ba nga xamante ne dañoo amoon maîtrise situation collecte bi au niveau maintenant de la région de Dakar bi loolu bi ñu ko defee plateau gis nañ ne schéma bi ñu doon def dafa métti woon lool pour que ñu mën a def intervention en plein jour da doon métti nous on avait pensé maintenant ñu renverser maintenant la tendance di intervenir guddi à des mois yoo xam ne dugg bi ak génn bi dina xaw a néew ñu mën a dugg ci ruq-ruqaat yi génne lépp loo xam ne mooy mbalit ñu def ko teg schéma bu dëgër ba nga xamante ne tey loolu moo tax tey boo demee tey Petersen doo fa gis benn mbalit doo fa gis lenn loo xamante ne luy tiim la wala luy xaw a gàgg-gàgg may nañu ko ci loolu tamit même dispositif bi def nañ ko au niveau des marchés HLM teg fa dispositif boo xamante ne guddi gi la ñu renforcer le système ba tax na lépp loo xamante ne amoon nañ fa comme difficulté également tamit yàlla sutal nañu ci Castor évidemment site de forte production la ku ne xam ne marché Castor ci wàllu légume defoon nañu fa matuwaay yoo xamante également ba tax na bi ñu jullee démb ci 19h bi amatul lenn loo xamante nekkoon na fa comme loo xam ne taq la wala tiim la tey nag ñu ne kon ginnaaw bu ñu jullee ba pare jafe-jafe la woon pour que ñu mën a def suñu déploiement effectivement sur les lieux sur les points de vente mooy foraay wala daral yi dafa jafe woon parce que jaaykat yi demaguñu woon laaleeguñu woon il faut que ñu xaar ba ñu pare nag pour ñu mën a tëral également beneen stratégie boo xam ne dañu mën permettre lépp loo xamante ne point de vente la woon ñu yu officiel ci Dakar ñu mën a jël dispositif boo xam ne lépp loo xamante ne amoon na fa comme ay pneu comme ay der mbala ak leneen ñu mën a jël matuwaay yoo xam ne dañ ko mën a defar tey fii ñu toll tey temm ci Dakar à part le canal 4 ak fii ñu taxaw ci alentour stade Léopold Sédar Senghor amul benn point boo xam ne ci département Dakar gis nañ fa lott gis nañ fa loo xam ne ay tiim la jël nañ matuwaay yu wér comme ni ko suñu kilifa yi bëggee woon ñu taxaw boo xamante ne tey jàpp nañ ne Dakar de ku fi dox am nañ ndam am nañ fierté que ne wax dëgg yàlla liggéey bi ñu doon def nañ ko ci. yaa ngi ni ci ginnaaw gis nga système bi ñu mettre en place ñu nag am na ci foo xamante ne pour loxoy dugg mbala di ko kii métti moo tax ñu def recours maintenant à la mécanisation jël benn conditionnaire indi ko mu jàppale ñu gunge ñu indil ñu matériel lourd li mel ne pelle mécanique li mel ni ay camion de BTP pour que lépp loo xamante ne ay kii yu xaw a dëgër la mbala xaw a kii yooyu ñu jël suñu pelle suñu camion chargé ko yóbbu ko Mbeubeuss suñu éléments yi ci topp def raclage pour que liggéey bi mën a gën a rafet. alors liggéey bi ñu gis ne nag c'est pas facile pour l'UCG ndax gis nañ ni ba tey tas d'ordures yi bi ngi fi ne xuus te xar yi itam am na ci yu des yéen dispositif ngeen bëgg ngeen jël rek ngir mën a rek gën a taral li nga xamante ne war a gaawal liggéey bi ak ñaata temps la war a mën a def. waaw jàpp nañ ne plus tard ci point de vente yi comme moo ñu dese
tant que nag fi ñuy li war a liggéey dafa am occupation bu fa nekk da yaakaar naa ne suñu liggéey day xaw jafe waaye li ñuy waxoon mesures yoo xamante ne gouverneur bi jëloon na ko dafa waxoon ne point de vente yi au moins tey à plus tard à minuit nañu libéré bépp point de vente fi nga xamante ne dañ fa commencé laalimba ñu commencé libéré espace bi taxaw nañ temm pour que fu ñu libéré rek ñu jël fa teg fa benn dispositif commencé balayer commencé nettoyer pour que lépp loo xam ne taxa la li wala tiin la ñu mën ci jël disposition demal tey au niveau maintenant des devoirs de camp pénal yaakaar naa ne comme ñoom démb gars yi doon teel a jaay seen i xar teel a libéré espace bi démb ci 16h fekk nañ ko libéré nañ ko totalement amul benn gàkkaak boo xam ne benn timtim boo xam ne ci fii nag ñu nekk ci stade Léopold Sédar Senghor comme point de vente bu mag la lépp lu alentour bi yëpp dafa nekkoon ay lieux yoo xamante ne ay xara fi nekkoon du day doon jafe nag tant que gars yi libéré wuñ ko pour ñu mën a teg benn stratégie maintenant pour jëm ko defaraat waaye gis nga fi ñu temm taxaw temm gis nga suñu camion gis nga suñu pelle gis nga suñu élément de surface depuis 7h du matin on est à pied d'œuvre et dañ continuer incha allah ba wàcc jot pour que maintenant lépp loo xamante ne daal jàppale ñu ko mën a dindi dañ ko mën a dindi jàppale ñu daal dans les 48 heures incha allah bépp point de vente boo xam ne moo des ci système bi pour ñu mën ko remettre à zéro incha allah taxaw nañ càmm ak système bi pour que maintenant ñu jëlee ko fi defaraat delee ko nu meloon. d'accord merci beaucoup ñu gis nag li nga xamante ni jot nañ koo gisandi fii dal na xel loolu te duñu yamani fii nag dañuy fas yéene ànd ak suñu caméraman jógee fii dem ba ville itam xool foofu état des lieux bi gis nu mu demee ndax gis nañu tamit du yéen kese yéen a nekk ci liggéey bi Ahmed Fall Braya itam yéen a ngi wax ni am na loo xamante ni lu bëri def na ko ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi indi camion yi ak li nga xamante ni moom mooy pelle yeeg yeneen yu ni xeetoo itam ngir jàpp ci liggéey bi kon ñu tënk ko rek léegi rek ngir ñu mën a dem ville xool li nga xamante ni liggéey bi ana naka la fa demee li nga def tey nii lu ko waaw xam nga nous sommes en partenariat très intelligent avec l'UCG. Nous sommes des concessionnaires, à peu près une vingtaine répartis à travers le pays. Quand il y a des occasions pareilles, notamment comme la fête de Tabaski, nous déployons tout le matériel et nous le mettons à la disposition de l'UCG pour que vraiment Dakar soit remis au propre. Mais je pense que d'après les résultats que nous avons obtenus, en moins de 24 heures, ça montre parfaitement qu'aujourd'hui, l'UCG et les concessionnaires ont fini de maîtriser la situation à Dakar. Bien que sachant que la population dépasse les 15 millions, Dakar est devenu une terre vraiment d'asile où tous les pays émergent à travers Dakar. Donc il y a plus de 20-25 millions d'habitants qu'il faut gérer. Donc il y a une augmentation de la production d'ordures. Ça, nous l'avons pris en compte et nous avons augmenté notre matériel, notamment les bennes tasseuses, les camions à ciel ouvert, ensuite les machines pour permettre à ce que l'UCG puisse accomplir sa mission. En tout cas, un grand merci à cette équipe technique très dynamique sous la houlette du directeur général en la personne de Ousmane Daw, que nous remercions au passage pour son ouverture et son esprit d'engagement à travers les décisions du président de la République qui montre parfaitement que il est d'abord citoyen, parce que ce que je dis toujours, les ordures, c'est pas du business. Il faut être un citoyen, comprendre qu'en fait, enlever les ordures de la population, c'est les épargner des maladies, c'est les permettre de vivre très sainement. Et ça, nous le comprenons. C'est pourquoi à chaque fois, même s'il y a des difficultés de paiement et autres, nous nous engageons auprès d'eux pour vraiment travailler à ce que leur mission puisse être une réussite totale. Et je crois qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que Dakar est en train d'être vraiment épargné tout ce qui est ordures et autres. D'accord, merci beaucoup. kon Pa Ousmane ni nga ko gisee nii lii lañ amagum woon ci Léopold Sédar Senghor kon dañuy rek daal lay jox rendez-vous tout à l'heure ñu dem xool tamit ville ana naka la fa liggéey bi. d'accord mais Aïda bëggoon naa avant ngeen di dem nga desserrel ma un peu ñu xool ngeen ma ñu tuuti image ñu mën a constater li nga xamante ne moom ngeen di wax sànq ba léegi que ni fi ngeen nekk jamono ji mucc na ci lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu mbalit xëy na du ñàkk loolu dina baax ci waxtaan wi ñu xam ni daal jamono ji waa UCG comme niñ ko defee ci njëlbeen avant tabaski bi ñu ngi yëngatu fu bëri ci Ndakaaru pour fexe daal lépp ànd ak set waaw Aïda ñu ngi koy gis noonu ci image yi xam naa nag pour fàttali rek ni waaw. de l'autre côté tamit ñu ngi jógee ci porte bu mag bi tam ñu ngi fa.
di an foofu itam mbalit mi mu mel ni nag dispositif bu takku la ñi ngi ci ànd ci tamit ak complicité wu ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee ci boor bi ndax tam ñi ngi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax ni nga koy gisee ni charrette yeeg lépp mi ngi fi ñi ngi xool nag fi mu nekk mbalit mi ñu ngi koy commencé di wàññi Pa Ousmane kon mi ngi noonu li ñu jot a mën a gisandi le temps que ñu indil la beneen point itam bu ñuy rek daal di setal Pa Ousmane d'accord Aïda Mbène Niass sama sëriñ gis ngeen ko mu ngi ci terrain bi ànd ak waa UCG ngir jukkil leen li nga xamante ne mooy sabab waxtaan bi waaye dinañ ànd ak keneen ci suñu ndaw jamono ji mu ngi ci terrain bi di Awa Ba ngir tamit xool ci yeneen bërëb yoo xamante ne waa UCG amoon nañu mission wu jaar fa ngir fexe nuñ ko setalee bëggoon naa nag ñu dem ba Rufisque ndax Rufisque day zone boo xamante ni zone bu yéeme la bu kémtaane boo xamante ni tamit ci wàllu cat da leen sonal xëy na du ñàkk ci waxtaan week tërali ni daañu xool stratégie yi nga xamante ne ñoom waa UCG en tout cas lan nañ ko pour fexe Dakar mucc ci Mbaye Sène xam nga lii nga xamante ni bii nii wane nañ ko tey franchement félicitations à cette valeureuse équipe parce que nag set moom ñëpp ko bëgg franchement honnêtement félicitations président keroog bu fi seen waa ji toogee cuun la ñu ngi doon wax ay slogan di ko yëkkati ay zéro déchet le lendemain ma ne ko yaa ngi ci réew moo xamante ne slogan lañuy def te respecté wuñ ci dara espérons que yéen seen bos di ngeen ko respecté waaye gis nañ ñi parce que nag lu ne fàng kenn du ko jeex yéen a ngi ciy liggéey mais Pape Ousmane dafa am fenn fu mu taxaw léegi côté Rufisque mais moi je vais aller un peu plus loin est-ce que ci Dakar rek la cet game UCG ci Dakar rek la yem parce que gis nañ koo xamante ne bii nii fi ñu ko gën a xamee Ndar la muy Ahmed Fall Braya moomu est-ce que da ngeen di laal aussi les autres 13 régions du Sénégal comme ni ngeen di defee fi nga xamante ne moom mooy Dakar parce que nag soo dee seen fépp la ñuy rey xar fépp la ñuy feesee te fépp aussi la daral merci beaucoup Sène UCG c'est une structure qui est compétente sur tout le territoire national c'est une structure qui fait 2600 agents répartis dans tout le territoire national. Le territoire national est réparti en 7 pôles. UCG deful région bu nekk mu def fa benn daf ko polariser boo demee Touba day jël région dafay jël Touba jël Diourbel jël li ko wër Mbacké boo demee Kaolack mu jël Kaolack jël Kaffrine jël Fatick jël li ko wër nga dem Saint-Louis mu jël Podor Matam polarisation la loolu nag aspect technique la bu ñu ci naroon dugg day jël temps mais lu tax ñu def ko c'est pour gën a maîtriser production mbalit yi et puis gàttal circuit de collecte yi parce que oto mënul daw yenn benn tasseuse mënul daw plus de 25 kilomètres bu ko dawee day du am sens quoi alors ñun on est partout dans le territoire national mais nag question bi nga posé daf ma neex parce que nu ñu performant Dakar performant ñu ko ci région yi le taux de collecte à Dakar est de 85%. C'est-à-dire Dakar si grande artère yëpp oto mbalit daf fay dugg yéen a ki man ñun ñëpp amuñu problème jël mbalit mais boo génnee dem ci région yi le taux de collecte c'est moins de 40%. C'est normal. lu koy expliquer loolu. loolu premier problème bi problème budget la. UCG benn budget annuel la ko état di jox mais budget bi pratiquement couvrirul budget bi 17 milliards. waaw couvrirul territoire national bi donc comme couvrirul ko. dañuy def le maximum ci yenn zones yi donc benn mooy loolu beneen bi mooy day dellusiwaat ci budget bi rek personnel parce que Dakar dañ fi am dispositif de pérennisation Dakar y a 1400 personnes qui travaillent jour et nuit même bu dul tabaski dañuy liggéey jour et nuit saa boo leen génnee gis leen ak seen ay tenues Touba dañ fa defee benn dispositif de pérennisation yàggul bu matee ay 4-5 mois ci layam Fatick def nañ tuuti ñi ngi monter benn pour Saint-Louis donc nànk-nànk moyens yi daal mooy problème. d'accord Père Salo. waaw lii ñoom ñu leen di féliciter ci lii parce que waxoon nañ ko avant julli gi dañu woon sax dinañu jël suñuy drone comme ni ñu ko waxee benn équipe ba sànni leen ci dëkk bi di xool ndax li ngeen di wax di ngeen ko respecté. mooy li Mbaye wax kon moom lu ni fàng moom kenn du ko jeex mais dama bëgg nag lii bu mu yem ci tabaski bi nii rek après parce que mbalit moom ak ñun ñoo mënut a naqali ko ak ñun te nee nañu nit mënut a dëkk ak mbalit. aw sànq dafa wax lu am solo lu tax maanaam jël mbalit bi doo leen ko maanaam retard dafa am retard buy am ci oto mbalit bi parce que dama koy jël sama heure de pointe yeeg waaw heure de pointe yi dañuy dem am na heure boo xam ni toujours dañuy déglu oto mbalit dañuy klaxonné sax nit ñi génn mais léeg-léeg nga toog jour yoo xam ne doo dégg oto mbalit bi benn yoon jour boo yooyu nag yenn nit ñi sàggan ñi mel ni man
ñoom ñooy ñëw bu nu gisee oto mbalit bi comme li nga wax seen paanu mbalit bi ci kër gi pour récupérer paanu mbalit bi dañuy ñëw rek këpp jël paanu mbalit bi delloo ci kër gi keneen ñëw këpp keneen ñëw këpp keneen ñëw këpp loolu dafay dem ba après day sonal da leen di sonal yéen mais mën nañu aussi yéen a indi loolu mais ça la foofu it war nga taxaw ci wàllu sensibilisation bi am loo xam te ñun la waaw foofu laay jëm xam nga déggoo man la ñun ñu sàggan ñi mais xam nga liñ naan bañ gi mi ngi bañee ci mbànjaxaan gi oto baa ñëwul à l'heure saale bii nga ku sàggan ku mel ni moom sans mu jël mbalitam def ko ci benn sachet defar ko ba mu takk ko ñëw teg ko ci fi nga xam ne foofu la oto mbalit bi di ñëw jël ko déedéet day jël paan bu yàqu bi ci kër gi paanu mbalit ana paanu mbalit bi sax la ñëw wala ana siwo mbalit bi te siwo mbalit boobu day toj yow balaa nga àgg rek genn wàllu mbalit bi di nga ko tuur ci mbedd mi te après c'est vrai day duggaat te ba pare microbe lay doon duggaat ci nit ñi léegi man su ma demee sans sax ma jéem a bàyyi paan bi foofu gars yi ñëw jël ko boole ko paan bi sànniwaale. loolu sax moo dul yoon. dajale plate du sax yoon. du yoon léegi non seulement damay récupérer man sama paan dama fay këpp mbalit ma jël paan ba yóbbu keneen ku mel ni man ñoo def noonu keneen ku mel ñoo def noonu bien vrai que nag oto bay retard mais ñun ñi nga xam ñu ne Sénégal citoyens yi ñun ñoo warul la def loolu. donte oto ba ñëwul à l'heure mais mbalit mi dañ koy préparer bu ci kër gi bu ñuy ñëw caaxu yu jën bi ñu ber ko. ndox mi ñu ber ko suuf si ñu ber ko. mais bu ñu jëlee lépp def ko ci benn paan yóbbu ñoom di leen sonal moo tax sànq awa laaj na laaj bu am solo liggéey bi léeg-léeg retard bi ni mu am ba mbalit mi di dajaloo noonu aussi yan matukaay ngeen ci jël. ba nga xam ni loolu du am. pour éviter ça. oui vas-y mën nga doon. merci beaucoup en fait il faut dama ñëkk wax ci retard li ngeen woowee retard du retard lépp loo gis ci àdduna dañ ko réglementé. fii ngeen di liggéeyee dañ fi réglementé am ay heure de travail heure bi ngay xëy ak heure bi ngay wàcc n'est-ce pas. am na heure boo xam ne boo fi ñëwee doo dugg donc mbalit noonu la demee nee naa la sax dafa am ay fréquence soo ñëwee HLM tout le temps damay romb sama tante yeeg sama papa yi dama oto mbalit bi gisuñu ko tey mel leen fii du fréquence F7 HLM amul problème mu tali amul problème mu yoon buñ daggee nag fii fréquence F5 la mooy ci 7 jours semaine bi oto mbalit bi dina ñëw 5 fois loolu nag bu ñu la ko waxee yow yaay organiser sa bopp parce que nag amul benn dëkk ci àdduna boo xam ne 7 jours sur 7 dañuy qualité boo demee Japon dañ lay wax lundi mercredi vendredi plastique la ñuy jël mardi jeudi samedi déchet organique la ñuy jël te pourtant nit ñi dañ koy téye te doo fi gis mbedd donc problème d'organisation de sensibilisation la nit ñi bu ñu yaakaar ne oto mbalit day ñëw chaque jour déedéet parce que nag affaire bi du Dakar rek defe naa seen wax na ko ñeneen tamit soxla nañ am ñoom bu ñu amoon fréquence F2 duñ ko gëmee waxuma la ak F5 bon beneen bi nga wax mooy li mu wane nit ñi dañuy génnee pour di créer ay dépôts sauvages loolu mi ngi ñëkk commencé déjà ci charrette yi balaa ngaa wax sax nit ñi ci charrette yi démb ñun pour mieux maîtriser gestion mbalit bi démb ci seen stratégie yi nga ma doon laaj sànq dafa benn stratégie bu ñu tëral pour la maîtrise de la précollecte boo ko déggee mooy charretier yi démb man bi mu fa demee booru 17 heures dañu créé woon ay points de chute xam nga charrette yi dañu dugg si koñ yi di fay ko ay 1000 francs ñu leen jox mbalit soo leen canaliser ko dañuy jël sa mbalit fii dem ci ginnaaw kër gi sotti ko fa ñun pour éviter loolu ñu canaliser utal leen point de chute ne leen am ngeen 21 point de chute ngeen koy déverser malgré loolu ñun dañuy liggéey ak gendarmerie environnementale démb gendarmerie environnementale jàpp nañ defe naa une quinzaine de charretiers yu doon def dépôt c'est-à-dire tayal nañ sax jël mbalit bi fii yóbbu ko ba ci point de chute bi nga xam ne fii la nekk école police école normale dañuy génn rek sotti ko ñoom jàpp nañ ci une quinzaine 54 dépôts sauvages créé nañ ko démb ci tabaski bi ñu éradiqué ko donc lu ñu def démb dañ fa teg ay bennes tasseuses yi taxaw charrette yi ñëw di sotti bi ma fay jógee on était sur 254 charrettes imaginez ñooñu ñëpp tey boo deful woon dispositif boobu fu ñuy sotti mbalit bi donc affaire bi yar la rek il faut ñu yarat suñu bopp foog ñu yaraat Moustapha mu ngi tudd sànq ba léegi HLM foo miin mu mel ni yéen amu leen problème boobu alors que ñun bu ñuy génn di circuler xam naa Mbaye Sène mën na ma seede souvent yombul trop léegi boo duggee ci marché bi nga fekk fa yoo xamante ni doy na waar. waaw li mu wax si HLM dëgg la. alors baal maa ngi ñëw ci yow Moustapha jóge nañu stade Léopold Sédar Senghor am na keneen ci suñu ndaw maa ngi ko doon sànq mu ngi ci terrain bi di Awa Ba jamono ji ma nga ca Liberté ak li ko wër Awa Ba bi ma la nuyoo est-ce que constat bi Aïda Mbène Niass def sànq ca stade Léopold Sédar Senghor wax ni mbalit bi maîtriser nañ ko ci zone boobu est-ce que lu ni mel
moom nga am fi nga nekk jamono ji wala am na ci ay ruq yoo xamante ne romb nga fa mbalit wala gis nga ni nit ñi ñu ngi fay tuur mbalit. waaw Passemane ginnaaw gi ma la nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp di Père Sala Bigué ki nga xamante ne mooy Mbaye Sène Abdoulaye Ly Moustapha waaye tamit Awa Badji sama trondoo boobu di leen baalu ak yéen ñëpp di baal ñëpp ak waaw fii nag ci deux voies Liberté 6 yi daanaka dalal gi nga xamante ne amoon na fi ba ñuy tàmbali tabaski bi fii gis nañ ne xar yëpp dem nañ waaye tamit bale nañ fi defar nañ fi ba mu set wecc mu mel ni waa UCG li nga xamante ne ñoo ngi ko doon woote di appelu Macky Sall di njiitu réew mi bëgg rek un Sénégal propre fii daanaka lépp yanj na ndaxte bale nañ fi lépp ba mu set wecc terewul daal am na loolu nga xam te ne mooy astuut di ay ngooñ ak yooyu fi am waaye bëriwul daanaka fii daal lépp set na gis nañ sax ci sama ginnaaw nii bu ngeen ko xoolee bu baax a baax xale yi ñoo ngi ci ginnaaw di foo loolu wane rek ne fii daal lépp yanj na lépp set na Passemane Cissé. Ba bëggoon naa instant yi ngay wax ak man nga doxantu ci biir jardin bi parce que gis naa derrière ay xale yoo xam ne ñu ngi foo pour que au moins ñu mën a am benn vue bu large ci li nga xamante ne mooy ci deux voies 6 parce que foofu daral la woon ñoom Mbaye Sène romb nañ fa doon laaj ay xar ak yu ni mel su fekkee ni mën nga doxantu ak sa cadreur ñu mën a am vue bi xool est-ce que réellement cet googu ngay wax ni setal nañu gox boobu am déet notamment fi nga xamante ne foofu la xale yi di foowee jamono ji. waaw comme niñ ko gisee rek Passemane sama ginnaaw Raoul bu ma mënee topp rek ñu avancé dem ci ginnaaw gis nañ ne xale yaa ngi nii boo ko xoolee bu baax a baax ñoom ñoo ngi sama ginnaaw di foo waaye tamit di football te boo seetee sax am na ñeneen ñoo xam te ne mën nañ fay toog ñoom tamit di féexlu loolu yëpp wane ne xet gu baax waaye tamit lu set moo ngi leen di xeeñ loolee waral sax ba ñu mën fay toog di féexlu ndaxte tamit bakkan jàmm la bëgg ci bu ko mënee am fii ci deux voies camp pénal yi yaa ngi koy gisal sa bopp xale yi ñoo ngi foo waaye tamit ñoo ngi kaf ñoo ngi ree lépp wane ne rek ñoom ci set la ñu nekk terewul daal am na yenn ngooñ yoo xamante ne ba tey ñoo ngi ci suuf gis nañ gerte yaa ki nga xamante ne ñoom la xar yi doon dundee fii ci deux voies Liberté 6 yi waaye terewul ñoom ñoo ngi ciy foo nekk nañ à l'aise daal boo ko seetee sax yaa ngi koy gisal sa bopp Passemane Cissé ne daal ñoom fi mu toll nii ñoo ngi ci jàmm gis nga ñi nekk ci wet gi ñoom itamit ñoo ngi nii xale yi daanaka defe naa ne ñoom sax mën nañu ko waxal seen bopp bu ñu jëlee kenn ci ñoom rek donc defe naa ne yow yaa ngi foo boobu ba léegi yaa ngi ci jàmm ci li nga xamante ne mooy mbalit bi est-ce que sonal na la. waaw fii nii dañoo doon jaay xar fii nii léegi fii dañu doon foo waa UCG ñëw nañ fii defar fii yëpp ba mu set léegi ñooy continuer di foowaat fii. yow amoo ci problème mbalit meek yooyu nga xamante ne amoon na fi gis nga changement ci li nga xamante ne amoon na fi ak léegi. waaw fii amoon na changement parce que fii xar yi dañ fi doon tilmal yëpp mais léegi defar nañ ko dafa indi woon ay feebar waaw. yow nag da ngaa tent sa bopp nii de yow defe naa ne football kat bu rëy nga waaye li nga doon football kat bu mag yëpp terewul yow soxla nga terrain gu set goo xamante ne ci ngay mën a di football. waaw ndax fii nii jaaykatu xar yi bañ fi nekkee sonaloon nañ ñu torop ak xeet bi tamit mais bañ fi kiiwee ba pare bañ fi débarrassé wee ci mbalit yi ba pare am nañ jàmm dinañ di mën di ñëwaat di football fii heure bu ñu neex kon loolu rek laa amoon li ma si wax. yow defe naa ne ci li nga xamante ne mooy mbalit mi sonal ñëpp defe naa xale sax buy foo say yaay ak ñooñu noonu ak say waajur ñu ngi lay yebal ci fu set foo xamante ne di nga fa mën a foowee. waaw loolu moom sama papa dañ ñu ko wax ba sonn ndax nee na fu ñuy fubalee moom bu dee dafa tilim kenn du fa dem di fubalee ndax problème rek la ñuy andil ak ay feebar ay jàngoro waaw. comme Passemane Cissé yaa ngi koy gisal sa bopp defe naa ne am na beneen xale ci wet gi moom itamit defe naa ne mën na cee wax yow mi nga xamante ne yaa ngi ñëw di foosi fii ci deux voies Liberté 6 gis nañ ne balaa tabaski bi doon ñëw bëri na ci ñi nga xamante ne pour ñu dugg fi sax problème la ndax xar gi boo moytul sax mu mbëkk leen. dëgg la parce que balaa tabaski fii lañ toogoon di foo amoon fii lañ doon samp di foofu si moom moo ngi nii fii lañ doon football mais léegi xar bu ñu ñëwee. mënuñu football xet bi lépp mais dégg naa léegi waa ñoo ngi xaar waa UGC ñu fomp fi ba mu set ñu mën a commencer suñu foo yi en tout cas ñoom ñoo nekk suñu espoir pour ñun foowaat fii ka baax na. ndax UCG ñoo ngi leen di jàppale bu baax ci liggéey. waaw ñoo ngi jàppale en tout cas chaque année ñoom ñoo fi fomp mbalit yi ñoo koy jël vraiment on les remercie beaucoup. ok daal deux voies camp pénal bi yow gis nga ne set na wecc amul benn mbalit boo xamante ne yow gis nga ko.
non baax na set na wecc vraiment merci au UCG vraiment. comme Passemane Cissé gisal nga ko sa bopp ci xale yi nga xamante ne ñoom wër nañu fii ci rond-point 6 wala sax dama naan 2 voies campénales yi gis nañ ne ñoom seen li ñuy def mooy football gi nga xamante ne tàmm nañ di ko def amuñu ci benn problème wane na rek ni daal UCG liggéey nañu fii lu rafet li nga xamante ne Macky Sall woote woon na ko ngir ñu am ab Sénégal bu propre boo xamante ne du am benn mbalit Passemane Cissé. mu ngoog Awa Ba ñu koy gërëma gis naa ci interview bi ay jaaji numéro 2 gis naa fi ay Pape Ousmane bu Sala Bigué gis naa fi sax ba ci ay xawaayu Abdoulaye Ly vraiment ay xale yoo xamante ne macha allah wane na ni également UCG daal xam naa ne am nañ bayre parce que xale yi bu ñu demee ba jàpp seen tur bi loolu it am na leneen lu muy wane ci wàllu liggéey donc beneen constat defat nañ ko ci gox boobu di Liberté 6 oui Sala. xam nga Pape. gis nga liggéey ak man dama nit ñi dañ leen mettre dans les bonnes conditions je crois bu ñu leen dee fay à temps di leen fay lu baax aussi kon yaakaar na léegi sax feebar jeex ci réew mi parce que boo setul doo wér te boo wérul doo mën dara donc nit ki set d'abord set ci nga ci la bonne santé nekk ci la lépp nekk boo setul doo tara naan doo tara lekk doo tara def dara parce que wér-gu-yaram parce que lii xale yi wax nii déggoo léegi maa ngi naan mais lii dañ ko war a dagg sax dugal ko ci kii xam nga partager ko pour nit ñi parce que yu baax yi dafa am solo xam nga am na lu ma wax sànq am na yu ñuy dagg yu négatif ay taxaw mbaam li mbaam mi def nga di ko def ñu di ko partager ban sens la am te xale yi lii ñu wax nii tey mën nañ ko jël dugal ko ci réseaux sociaux yi partager ko pour ñu xam ne réew mi am na fi xale yoo xam ni xam nañu am nañ sensibilité am nañ conscience te loolu am na solo mais li ci am solo mooy ñii ñoom nañ leen féliciter ba pare aussi nañ leen mettre dans les bonnes conditions les techniciens de surface. D'accord Moustapha yaa ngi woon HLM. waaw maa ngi woon HLM donc juste pour dire que li mu wax ci HLM dama koy dëggal parce que HLM déjà bu dee wàllu rotation suñu am problème donc yaakaar naa li mu nekk doomu HLM la moo tax xëy na xamoon na situation bi avant muy dem UCG moo tax donc côté boobu noonu wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla parce que problème rotation mosu fi am mais aussi am na ay mouvement associatif yoo xamante ne ñoom it ñi ngi bay seen waar ci côté boobu noonu nekk biir HLM di jéem a waxtaan ak nit ñi ñuy jéem a conserver mbalit bi seen biir kër c'est très rare mais wax ay association nga tëb mairie mi ci am wàllu bu rëy te tey conseiller nga yow au niveau de la mairie des HLM te bu ñu waxee mbirum mbalit ak tout ce qui est environnement compétence transférée la lan ngeen ci def ci wàllu pour mën a accompagner initiative yu mel nii yéen aussi tamit am ngeen ci part de. waaw xam nga mbalit nag maire yi yoratuñ ko boo xoolee. ak déedéet mbalit maire yi marché yi non c'est-à-dire maanaam gestion marché yi ci commune yi ba ci marché HLM tey man recevoir naa ay image yoo xam ne waaye UCG ñoom ñoo fa nekk ñoom ñëpp nettoiement amul benn élément wu mairie man ñi ma gis image yi ma recevoir yëpp suuf ba léegi maa ngi jot ay image mais ñi ma gis marché HLM ñëpp c'est des éléments de UCG depuis 6 heures du matin ñi ngi fa mais bu fekkee mairie yi dañ leen di yëpp dañ leen koy bàyyeel man daal bëgg naa ñu wax ma personne lan mooy njëriñu xam nga mairie daal man ma daal c'est-à-dire je ne fais pas la promotion des mairies mais dafa am loo xamante ne il faut que ñu comprendre ko gis nga gestion ordure c'est quelque chose de très dur kii toog fi mën na leen ci wax dara tey jii boo ko joxee mairie catastrophe dina fi am parce que di nga gis mairie boo xamante ne otom dafa war a xëy war a def ronde ñun la carburant bi jeex na problème gestion lay indi moo tax yaakaar naa système bi ñu teg UCG nii nañ ko jéem a gën a renforcer gën ko dooleel comme ni Alaaji Sall wax ñu jéem a yokk seen doole salaire yi baax conditions yi baax pour ñu mën a liggéey beneen wàll bi aussi si wàllu sensibilisation foofu laa la bëgg interpeller parce que yow def nga traitement ordure xam nga ne ci dëkk yi avancé yi ñoom dañuy def ñetti poubelle bii mooy def déchet plastique déchet en verre déchet en papier te yaakaar naa ñun war nañoo yegg aussi ci système yoo xamante ne di ngeen war a mën a sensibiliser nit ñi ñuy commencer di def traitement bien que amuñu voilà ñun dañuy jël rëb rek surtout lépp boole ci da ngay gis waaw da ngay gis ku jël justement da ngay gis ku jël ceeb sax ak couche xale boole ci poubelle bi mu nekk loo xamante ne xel sax waru ko nangu ci wàllu boobu noonu est-ce que am ngeen ay politique yoo xamante ne ultérieurement dina dugg ci kër yi dem ci médias sociaux yi ak ci télé yi pour def ay sensibilisation pour nit ñi xam naka la ñuy ordonner seen i déchets d'accord jërëjëf en fait damay ñëw tuuti ci élément bi ñu wone pour wax taxaw foofu wax leen ne am na lu am solo la ci am li ci am solo mooy xale yi taxaw di wax nettoyé nañ fii da doon am ay xar nettoyé nañ ko kontaan nañ ci ñun loolu ñu ngi ko tuddee changement générationnel on est très conscient ñun à l'UCG que ñun ñi fi toog ñëpp suñu génération c'est-à-dire ñun dañ ne génération bi yàqu na ba pare kenn mënutul changer comportement ku am 30 ans 40 ans. waaw parce que li nga doon seetaan noonu c'est en live.
xale yi nag ñoom dañ leen war a sensibiliser boo demee Japon préscolaire lañ lay commencé wax boo demee Rwanda bi boo nekkee primaire lañ lay commencé sensibiliser bul sànni ci mbedd bi ñun ñu ngi koy commencé moo tax seen élément bi ngeen génnee ak kii wane xale bi pour man lu am solo la d'ailleurs maa ngi door a gis ku ko def parce que bu doon keneen du laaj xale day wane rek ne il faut commencer l'alternative générationnelle donc pour ñëw ci li mu wax ci tri sélectif à domicile bi muy wax bon damay wax HLM parce que fa laa dëkk bon damay joxe foofu exemple man changé ma fréquence collecte HLM bi ma ñëwee dama fekk la ma fekkoon ne laa fa bàyyi donc moo fa amoon avant man fréquence comment dirais-je tri sélectif à domicile commencé guñ ko xam nga booy liggéey da ngay liggéey par priorité budget bi nga yor déjà yow mën a goo ci couvrir territoire national en termes de collecte c'est-à-dire tibb mbalit yóbbu ci décharge boo ci bëggee boole yenn pàcc yi day compliqué. mais sànq li mu doon wax wàllu sensibilisation bi est-ce que yéen yeggu leen ci beneen niveau mooy di maanaam proposer à ce que sax mu am ay sanctions parce que tamit neexul ngeen def liggéey bi setal am ñoo xam ne dañuy ñëw derrière di ko tilimal jàppale ne war na mën a yegg foofu aussi tamit ma préciser ah mooy li ngeen doon xool sànq c'est en direct du élément boo xam ne dañ ko pré-montage wala yooyu en live ngeen ko doon gis noonu suñu élément yoo xam te ne jamono ji ñu ngi sur le terrain pour constater li ñuy waxtaan est-ce que réellement am na sur le terrain wàllu sanction yi waaw sanction xam nga jeudi bi passé on était avec le président de la République son excellence monsieur Macky Sall dañu defoon benn campagne nationale de promotion de la propreté ñu ngi ko defee Diamniadio defe naa yëgoon ngeen ko parce que presse yëg nañ ko UCG bi mu ñëwee dafa présenté moom vision am nan lay liggéey ak ban vision la am président avant boobu discours d'investiture am 2 avril bi muy def discours am dafa def ay priorité 3e priorité bi Sénégal 0 déchet la donc c'est vraiment une préoccupation gouvernementale te mi ngi ci accompagner c'est aussi des instructions de notre ministre de tutelle mais Abdou Karim Fofana alors ci wàllu woowu sax moom ministre bi di Abdou Karim Fofana ci wàllu sanction bi ñuy wax nii moom daf ci am benn exemple bu mu dund jàpp ni jot na ci Sénégal ñu xalaat mbiru sanction yoon bu fekkee ni maanaam comportement yi changé wul ñuy gis lu ni mel nii boobu exemple bu mu ci am mu bëgg ko partagé ak ñi nga xam te ñoo koy seetaan ñu teewlu ko moom Abdou Karim Fofana. dama la ciy jox benn exemple rek tey man bi ma xëyee di sport li ma njëkk a seetlu mooy ne chantier yi nga xam ne ñoo am ci dëkk bi daanaka mel na ni lu ëpp ci tilimte yi am ci dëkk bi ñoo ko gis boo leen xoolee fii rek di ngeen ko gis ku ne da ngay bàyyi sa gravat boo tojee sa ay mur ak bàyyi ko fa boo tojee say boo andee suuf ak ciment boo paree mu des tuuti nga bàyyi ko fa loolu nag mooy la ngelaw bi di naawal ba mu dajale suñu buntu kër yi doon ay ensablement yoo xam ne mën na ñàkk te loolu nag code de l'hygiène publique defe naa ne joxe na ci daan boo xam ne diggante 200 000 defe naa mooy ñeent fukki junni ba $2 millions loolu nag defe naa ne bu ñu dellu see rentrée danañ ko defaraat ci texte bi fexe ut brigade boo xam ne moo koy saytu képp koo xamante ne sa chantier da nga ko fàtte noonu moo xam yaay borom kër gi mooy yoo xam yaay kiy tabax wala ki ñu surveiller loo chantier bi ñu mën la defal daan boobu ndaxte nag lii mënatul continuer faaw ñun ñëpp ku ci ne jël conscience li ñu gënaloon mooy bu ñu waxee nit ñi dégg. d'accord ki ñu doon teewlu mooy ministre Abdou Karim Fofana doon partagé ak ñun li nga xamante ne mooy exemple bi mu dund ci gox bu mu nekk jàpp ne faw ñu yegg ci niveau sanction maa ngi ko doon junj sànq Abdoulaye Ly mu mel ni ultime recours la bu fekkee ni def nañ lu ne wàllu sensibilisation lu ne chaque fois ñuy wax jàpp naa ni aussi war nañ mën a dem ci sanction moo xam ñu laal poos yi wala boog ñu am fu ñu la garder ngir nga xam ne li nga def du noonu. en fait il m'a marché sur la langue xaw ma woon ne sax dafa am élément bu jëm ci wàll wi parce que ci laa doon ñëw man surtout fi ma dëkkee li muy wax nii fa la ëppee Pikine Alaaji Sall bi nga xam ne bu baax li may wax dangay gis ku yor chantier am ñëw saam grava bi ci digg mbedd mi benn day baare oto yi yoonam nekku ci ñaar nit mun na feebar ñu war ko évacuer du am fu muy jaar beneen bi ci topp mooy foofu moom mbalit ñun amuñu culture comme ni kii di wax trier mbalit xam na la ñuy def buntu kër gu ne dañ fay teg mbalit man je suis d'accord nga teg mbalit sax mais mbalit boo jaxasee mbalit yëpp bu fa defee plus de 2 jours rek dafay dégager benn odeur bi nga xamante ni day mujjee déranger doomu aadama yi quoi tu vois alors que boo demee tey ci réewu tubaab bi seen mbalit mun na def ci buntu kër gi 1 mois du déranger kenn yow mun nga ubbi mbalit bi sax jeex li ngay jeex ci biir te doo salte doo am problème pourquoi ñun ñu am problème de comportement xam nga ñii nii tey ñu ngi def seen liggéey
tey jii bu may def appel aussi di wax ne il faut que ñu yokkal leen seen ay conditions de travail parce que tey foo dem ci àdduna bi environnement dafa nekk benn secteur bu sensible bu essentiel bu ñu demee bay organiser ay salon international di wax ay COP 21 COP 22 pour wax ci environnement importance bi ci am rek c'est parce que c'est super important te Sénégal ngay gis candidat bu taxaw naan day laaj réew mi te amul benn programme ci environnement ce qui est dommage tey dëkk boo dem dina am parti écolo ci élection yi ñu génn sax booy xool ci pourcentage yi ay 1% ngay gis te dëkk bi nga xamante ni setul gars yi duñ ko bàkk tey boo jëlee ba ñuy jël Rwanda di ko tagg naan mooy dëkk bu gën a set ci àdduna bi c'est par sa propreté du leneen tey boo demee Kigali doo gis mbalit di traîner doo gis autre alors doo gis tamit mbuus doo gis mbuus fii da ngay naan sa café Touba sànni ci mbedd mi donc loolu UCG bu ñu ci amoon 10 nga may ma daaneel bu ñu amoon 10 UCG am 15 yeneen yu koy def aussi te population bi bàyyi ñu di saltel aussi du am njëriñ quoi changement de comportement oui Mbaye Sène c'est vrai que ni Pape kii wax na ko léegi Abdoulaye wax na ko léegi mais nag contrairement au candidat parce que man sama programme environnement bokk na ci bu baax a baax parce que nag notre commune xam nañ nan lañ war a def pour gérer suñu commune Baobab Mermoz Sacré-Cœur au niveau de au niveau c'est parce que dafa ne candidat yi ñu ci bari c'est quand il a dit candidat et présidentiel présidentiel mais quand kuy nekk ku wuti kuy sa gox kañ soo demee ba yor réew kañ la balaa ñu laa jox réew kañ rek xanaa gisoo ko ak Chirac il a été maire de Paris gis nga ko nu mu nekkee président de la République française da ngay nekk lenn kañ ba soog a dem nekk fële waaw maire président Macky Sall Fatick yaa ko tudd de Sall yaa ngi dégg xam nga tey damay rebondir ci li nga xamante ne moom la wax juste rek pour terminer merci beaucoup parce que en étant candidat il faut vraiment yónni sa gox lenn loolu day tax ba suñu la ci gisee mun laa jàppale xam nga ki nga xamante ni moom mooy monsieur Ousmane mi toog fii tey ñëpp ñu ngi aborder ci même sens mooy on vous félicite parce que tey am na ñoo xam te c'était sceptique ne pouvez pas croire que ni lii ni UCG dina ko def parce que nag jour fête ñëpp xam nañ comment ça ku ci ne da ngay nekk ci ay yitte mais da ngeen ko bàyyi dem wax nga ko léegi encore une fois te li ngeen def defal leen ko Sara defal leen ko Abdoulaye ni Pape Ousmane mais da ngeen ko defal Sénégal yëpp encore une fois on vous félicite li nga xamante ne bi nag moom la ñuy wax l'état du Sénégal mooy nañ leen jox ay moyens parce que nag suñu yokkee seen effectif cet gi yokk su leen joxee ay conditions de travail yu favorables kon réew mi dina gën a set lii ñuy wax naan zéro déchet ak seen arrivé seen gaynde bii ñu def xamuñ ndax dinañ def arrivé gaynde ou arrivé muus waaw na ko doon parce que ñun dañoo digga ba gisuñ li nga xamante ne mooy li kii encore une fois seen defaru gaynde bii ñu def ak seen ministre de foofu na yàlla nañ ko yeggee ak arrivé gaynde arrivé muus yàgg nañ koo gis seen programme d'accord am na solo alors li ñuy def mooy dañuy ànd ak Mbaye Sène parce que ku wax sport dafa fekk da nga wér te environnement la ñuy wax ñu dem ñëwaat ànd ak Mbaye Sène ci rubrique sportive. Alors, l'international, on commence par l'Afrobasket, programme avec résultat. Programme li nga xamantene bi ni mom moy Afrobasket bi dañ ci ñew légui ni di wax rek jusque ni gis nañ les matchs qui se sont joués d'abord ci mom lay ñew di wax ni la première journée samedi la won en Nigeria Tunisie 65-26 exempté Cameroun le groupe B bi le groupe C bi samedi batay Mali Angola 71-67 pour les Mali exempté RD Congo groupe D bi toujours samedi Mozambique Kenya 55-39 pour Mozambique exempté Cap-Vert et programme deuxième journée bi ñu ngi wax ni ba tay am na match yoo xamante ne joué nañu ko démb dimanche Tunisie Cameroun 53-95 exempté Nigeria et toujours le dimanche Angola RD Congo 69-49 exempté Mali et pour le groupe D dimanche toujours Kenya Cap-Vert 57-64 exempté Mozambique groupe B match yi ñu ngi doon ni actuellement dinaa si ñëw léegi nii di wax ni Cap-Vert Mozambique 51-60 exempté équipe bi nga xamante ne bii nii moom mooy Kenya et di wax ni Cap-Vert ak Mozambique 51-60 RD Congo ak Mali 56-82 mun nañ jàpp ni Mali ak Mozambique qualifié nañ ci li nga xamante ne moom mooy quart de finale yi affiche huitième mi nag Angola ak équipe bi nga xamante ne moom mooy Kenya la Cap-Vert di ci dajeek RD Congo. Alors ginnaaw basket ñu wax tennis ak tournoi Cincinnati. Juste pour dire que le tournoi de Cincinnati démb le commencé le tournoi américain jusqu'au ni
On l'avait invité, je parle de la Grande-Bretagne, Andy Murray, mais il s'est fait éliminer par le Français Richard Gasquet en 2-7, 6-3, 6-4. Il a été éliminé de façon très très prématurée. Nous savons que Andy Murray est numéro 1 mondial, numéro 2, numéro 3, car il a eu à remporter le tournoi de Wimbledon, le grand tournoi de Wimbledon. Mais il y a ici Kyrgios, Somero, en 2-7. Et Benen Djangat, même tableau. Éventuellement, le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer et ses 38 ans en attendant le tournoi l'Open d'Australie qui se profile à l'horizon. D'accord, on part du foot, résultat foot européen. Le football européen, on a vu que vendredi, c'était l'ouverture de la Ligue 1. C'était un match très important du côté de l'U2. Et l'AS Monaco qui a perdu face à Lyon, 3-0. Monaco qui devra recruter ce fait quand le syndrome pour dans la dernière. Et le samedi, au Stade Vélodrome aussi, l'Olympique de Marseille, avec son nouveau entraîneur ABV, Andrés Villas-Boas, ils ont perdu face à Reims, 2-0 au Stade Vélodrome. Et on file du côté du Parc des Princes, sans Neymar, hué, sans Neymar, insulté par une partie des supporters. Il est sur la feuille de match. Neymar, aussi que ces affiches on dirait que le divorce est consommé entre le Brésilien et le club de la capitale qui s'est imposé 3-0 face à Nîmes. 3 buts de ces 3 attaquants, Edinson Cavani, Angel Di Maria et le natif de Bondy, Kylian Mbappé, 3-0. Et on file tout droit en Angleterre. C'était les leaders. Liverpool s'est imposé. Liverpool, Sadio Mané a joué. Manchester City aussi s'est imposé à l'extérieur, 5-1. Et le match du dimanche, le choc entre Manchester United et les Blues de Chelsea au niveau de Old Trafford, Paul Pogba et ses partenaires se sont imposés 4-0. Ça lance très bien le championnat d'Angleterre. Les leaders, comme nous comme Tottenham aussi qui s'est imposé, Arsenal qui s'est imposé. Mais là-bas, ça va être une course très terrible cette saison du côté de l'Angleterre. Et au niveau des transferts, le Paris Saint-Germain, comme nous l'avons dit, avec Neymar, pour moi le divorce est consommé. Fan lay dem Barcelone ou équipe bi nga xamantene bi mom moy Real de Madrid. En tout cas dinañ ci xam lu leer d'ici 1 à 2 semaines avant la fermeture du mercato français. D'accord, gis nañu gaynde ci walu social ñu yëngatu ci tabaski bi ñu génn ku melni Lamine Gassama. Après avoir construit une mosquée fële nga xamanteni mom moy dëkkam ca Casamance Lamine Gassama gis nañ ni may na benn ambulance médicalisée yamul fofu. Il a encore contribué à un toit bo xamanteni mag ñi nekk fi nga xamanteni mom moy village am fa la ñuy toog di jàng alcorane ak def ñoomin seen ak affaire yooyu. Lamine yamul fofu tamit il a pris un enfant à hauteur de 3 500 000 contribué ci li nga xamanteni bi ni mom lañ koy fajee. Ça montre encore une fois la générosité de l'enfant de la Castellane. Ça montre encore une fois sa sobriété. Il est très sobre sur le terrain, mais encore il est très sobre en social. Et cerise sur le gâteau, pendant la fête de Tabaski, il a donné plus de 23 moutons. Et ces moutons-là, parce que c'est moi qui distribuais les moutons. Encore une fois, bravo à Lamine Gassama. Ce fait que Sadio Mané Kalidou aussi dit Lamine Gassama, ça prouve que c'est pas que les encaissé ay prime rek sorti waatuñ ko ci askan bi. Bravo à ces joueurs. Lolu ce sont des choses à féliciter et à encourager. Suñu bonus JJ Okocha. Sa maman est somalienne. JJ Okocha, l'ancien joueur de l'Eintracht de Francfort. Quand on dit Francfort, xel day dem ci Anthony Yeboah. JJ Okocha, il a fait en fait la Turquie. Mais bu mu ñëwé ci Coupe du monde France bi, ci le ko Paris Saint-Germain gis repéré ko jënd ko, mais entre-temps, c'est la génération de 1994 là 98. Il était très jeune, ancien partenaire de Amunike, ancien partenaire aussi de Daniel Amokachi, ancien partenaire de Georges Finidi, l'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam et Betis Séville. JJ Okocha, très talentueux de par ses dribbles. JJ Okocha, le grand frère de René. JJ Okocha, le grand frère de Zara. JJ Okocha, père de Daniela. Je m'en arrête pas là. JJ Okocha, futur partenaire de Sunday au lycée, futur partenaire de Nwanko Kanu, ancien partenaire de Patrick Kluivert qui avait marqué le but de la finale face au Milan, ancien 1-0. Ce même JJ Okocha a remporté le jeu aux États-Unis. JJ Okocha, très fort. Il a
joué na fi nga xamante ne moom mooy Bolton. Jay Okocha porté équipe bi nga xamante ne moom mooy Nigeria. Jay Okocha ancien partenaire aussi de Sergent Thompson et de Rachidi Yekini. Mr Jay Azuku Okocha. mais du dara sax moo tax moo koy wax mais bi may football nawetaan am na ñu bëri ñoo xam ne Jay Okocha ku mel ni Keba Koli mën na ma seede démb rek mu ma koy fàttali nee na bi may football loolu laa leen di fàttali maanaam Jay Okocha alors li ñuy dañuy gërëm Mbaye Sène parce que dafa am léegi benn affaire bu mu war a dem doxi moo tax dañ koy yeewi mais dañuy seetaan publicité rek dellusiwaat ci deuxième partie bi ànd ak suñu gan Ousmane Ndaw waxtaane mbirum mbalit bi ci Dakar. des lu xew suba bi fi mu nekk wër naa ndox ba sonn ndox mu baax tes laa bëggal sama gan yi. sa jaaxle jeex ak baaw naan bii. baaw naan waxuma butéel bi jongama gi mu jongam waaye ndox mi sell gi mu sell te yomb gi mu yomb. baaw naan bi fan laa ko mën a amee. fépp foo dem ci Sénégal am na moo xam ci grosse style moo xam ci grande surface ba ci sa boutique du coin bi am na kan. man maa ngi daw uti baaw naan. lii mooy baaw naan. luy baaw naan. baaw naan mag ñu njëkk ñi ñoo ko xamul am ñamal xool. te wax ci baaw naan. ak a neex. baaw naan yegg si na eau minérale naturel kenn dootu ko jigéen fenn mag ñi daan dem ci àll bi tàllal seen loxo waaw waaye sunu bopp tabaaraka wa taala indi nun lu xam ni ay sénégalais noo ko def ay sénégalais noo ko moom kon képp kuy sénégalais wala loo war a naan Hadj Mansour xanaa baaw naan. établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. alors ñu tàmbaliwaat deuxième partie toi-même tu sais xam ngeen gan gi mooy Ousmane Ndaw di coordonnateur UCG ñu waxtaane li nga xam te ne moo nekkoon seen bébét mooy fexe ba bu ñu génnee ci tabaski bi Dakar mën a mucc ci lépp loo xam dafa aju ci wàllu set loolee lañ doon waxtaane ci biir deuxième partie ñuy ànd ak ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Ly le berger des pensées xam naa noonu ngay woowee sa bopp na non noonu lañ may woowee yow lan moo li Alaaji di wax yow docteur rek ah lu la jël neex d'accord pour man yaa ko autoproclamé wu ma ko dañ ma ko proclamé d'accord ayca ñu wax ci nouvelle technologie di xarale yu yees yi nga xamante ne ci wàllu aalam bi rek li ñuy yëngal exactement xam nga nouvelle technologie dafa bokk ci li nga xamante ni dafay ñëw ci yokk dundini doomu aadama yi defar dundini doomu aadama yi donc on a remarqué que aussi mbirum aalam bi dafa nekk li nga xamante ni buñ ci jugul ñu taxaw ci rek fii ak ay jamono donc adduna bi day nekk planète bi nga xamante ni dafay invivable parce que tey jii sànq lu mu wax nii rek dafa ma tiital xaw ma ñaata tonnes 3100 tonnes d'ordures par jour ça veut dire que c'est un problème tey jii nii mbëbës bu ñu wutul benn solution d'ici 50 ans ou 60 ans donc est-ce que du génn sax fekk suñu ñun ay Pikine exactement solution am na te solution aussi moo permettre aussi tey jii mbëbës di continuer di exister maintenant la technologie nag ñëpp xam nañ ni dafay ñëw di révolutionner ay autres léegi bu ñu waxee aalam du mbalit rek
donc environnement lu mu laal dafa bari géej ci la bokk forêt bi ci la bokk pétrole bi nekk ci géej gi di yàq di rey jën yooyu yëpp ci la bokk donc benn robot la bu gars yi créé donc benn robot bi nga xamante ni dafay nettoyer pétrole bi nga xamante ni dafay tuuru ci géej gi donc pétrole mu ngi def ay ravages extraordinaires ci àdduna bi ci biir ndox mi donc ñun xamaguñ ko mais buñ commencé di exploiter pétrole dinañ gis ne dinañ gis buñ commencé am fatt noo ko buñ commencé exploiter pétrole yi Sénégal dinañ xam dara lébu yi dinañ fi génn grève pourquoi parce que jën yëpp dinañ daw tu vois dëkk yu bari gis nañ pétrole bi dañuy génn donc ay jën yi dee léegi robot bii nag dafay nettoyer déversement pétrole yi donc université bu nekk MIT mooy Massachusetts Institute of Technology ñoom ñoo ko créé mi ngi tudd Sea Worms donc sea mooy géej worms mooy sax donc ay robot yu bari la yu ñuy dugal donc ci géej gi ñuy nettoyer muy technologie bi nga xamante ni actuellement gars yi ñu ngi koy expérimenter donc bu paree dina am solo trop parce que aussi pétrole nu mu amee ay côté positif noonu la amee ay côté négatif yi nag reste à ce que ñu accompagner ko rek donc beneen bi bon am na existé na parce que c'est des panneaux solaires quoi pourquoi ñu ne dañoo war a tourner ci alternative panneaux solaires yi dañoo gis yeneen xeetu énergie yi nga xamante ni dañ koy produire lu muy ci ay problème dafa bari tey fii si Sénégal boo demee côté Yène côté Kounoune am na partie boo nga xamante ni nit ñi bëgguñu faa dëkk pourquoi parce que dafa am centrale à charbon à côté centrale à charbon boobu noonu effet yi muy dégager ci ngelaw li ak autre rek mun na am ay effet yu bon ci population bi donc moo tax ñu ne nit yi il faut ñu def recours tourner ci panneau solaire nga xamante ni amul benn effet négatif bu ci nekk wala boog bu fekkee am na aussi c'est très 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 minime par rapport ak beneen bi parce que tey ji boo demee ci dëkk boo gisee dëkk yu mel ni Sénégal nga xam ne dafay tàng Dakar sax dafa tàng ba nit ñi mënuñu koo supporter léegi imaginer nga dem ay région Matam Podor mënoon nañu fi am benn centrale solaire bi nga xamante ni dinañ am densité énergie bi nga xamante ni dootuñu soxla ay di wut yenn centrales yi et autres beneen bi mooy éolienne donc ça va dans le même sens tu vois maintenant les drones yi ñaari liggéey lay am parce que on a remarqué que chaque année 13 millions d'hectares de forêt dafay yàqu ci àdduna bi soit nit ñi ñoo koy dagg benn deuxièmement dafay nekk ay laq yi nga xamante ni dañuy ñëw ravager forêt te ñëpp xam nañ forêt bu importance bi mu am ci dundu doomu aadama parce que moom mooy joxe oxygène bi tax nit ñi di ko respirer maintenant dafa am entreprise bu tudd Biocharbon ñoom ñoo ne dañuy combattre fléau boobu noonu comment defar ay drones yi nga xamante ni benn dañuy ñëw repérer déjà partie bi nga xamante ni c'est déforesté deuxième bi mooy dañuy implanter 1 milliard d'arbres disons par semaine comment dafa am ay nu ñu koy waxee ay jiw yi nga xamante ni dañ koy def ci drone yi ñoom bu ñu ñëwee dañ koy sànni ci biir affaire bi donc bu tawee rek naturellement affaire yi day reboiser wu facilement donc muy technologie yi nga xamante ni actuellement mun na bokk ci li dundalaat alam bi donc voilà tey loolu laa leen indiloon. am na solo amati na solo parce que yi ngi indi Abdoulaye bi macha allah dafay am solo alors ni ñu ko waxee sànq suñu ndaw yi ba léegi ñu ngi wër parce que li ñuy waxtaane mooy cat ci Ndakaaru ndax waa UCG liggéey bi ñu leen sant mooy fexe ba Ndakaaru set ci lendemain Tabaski bi am na wala déet kenn ci suñu ndaw la ñuy àndal ndax jamono ji mu ngi ci marché bi di Aïda Mbène Niass Aïda ndax li nekk ci marché bi wala boog li nekk ci stade Léopold Sédar Senghor moom nga fekk ci marché bi wala uute am na. actuellement nii Pa Ousmane ñu ngi fii ci marché Castor li ñu doon xamal nag ni opération bi daanaka amal nañ ko fi niki démb waaye itam tey ci suba si egsi nañ nag marché Castor gis nañ ni genn wàll xaw na ci set mooy li ngay seen nii ci sama ginnaaw fële set na waaye nag fi ñu nekk nii itam am na lu ñu fiy gis ci ay tuuti mbalit fekk nañ fi tamit jaaykat yi waa UCG newoon nañ ñu ngi fi moo tax ñu ñëw laaj si ñoom jaaykat yi nga xamante ni dañu nekkoon ak ñoom en collaboration pour xool liggéey boobu fan la demee kon dañuy woo kenn rek ci jaaykat yi moom mu ñëw wax ñu ana naka la mbir mi demee ndax effectivement UCG liggéey bi ñu doon wax amal nañ ko ci li nga xamante ni moom mooy marché Castor bi sëñ bi salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah na nga def maa leen di fay. naka nga tudd. man Maodo Malick. alors ñu gis ne nag UCG dañu jëloon seen i agent lépp dugg ci gox yee goxaat yi rawatina ci marché yi ngir amal cetal wàccaayu tabaski gi ak ci biir tabaski gi ak ëllëg gi ndax lu ni mel am na fi effectivement. waaw vraiment kontaan nañ ci bi yoon wax dëgg yàlla lii moom gën na fi am démb ñëw nañ fi bale nañ ko bale bu set même tey ci suba gi maa ngi leen di gis mais am na benn partie bu ñu bale rek mais am na benn partie bu ñu balewul
waaw tey ci suba bi. est-ce que lii nii daan nañ ko gis ci li nga xamante ni moom mooy marché Castor ndax bokk na ci marché yi nga xamante ni moom la ñuy gën di wutali ci jamonoy feet ndax lu ni mel nii daan na fi am. non fii moom wax dëgg yàlla moom mi doon fi am man maa ngi ko fi door a seetlu moom wax dëgg yàlla démb laa ko fi door a seetlu ba koy rafetlu na lii baax na ci lool waaw. ñoom nag dañu woote woon itam pour ngeen collaborer ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi jàppale leen si ngir ngeen xam njëriñal cet bi lu ko tax a jukk di Sénégal zéro déchet est-ce que yéen wàll si ngeen ci liggéey boobu nga xamante ni ooti nañ leen. nga xam Sénégal yi boo gisee ku salte rek boo ko xoolee ci këram la déparé ku setit boo xoolee ci këram la déparé mais fii neexutu defar am na ñoo xam dañuy lekk dara léegi si taani ko say tànk nga bale ba pare loolu na wax dëgg yàlla neexul defar gaa yaa ngi defar bu baax mais doomu aadama ñoo naqaree dimbale daal ñoo naqaree defaral man su ma xëyee sama buntu place may fale ba ki ma def ko ci saako ni ba oto mbali bi romb ma yóbbu waaye du ñëpp ñoo koy def ñii dañuy def ñii duñ def xam nga ban loolu mënu ànd ñëpp set waaw. ñu ngi lay jaajëfal bu baax mu nekk jaaykat boo xamante ni mi ngi si marché bi itam di dëggal ni rek ni UGG mi ngi fi woon waaye nag tey si suba si benn pàcc rek la yamandi ñoom nag ñuy xaarandi rek ngir ñu gën a agsiwaat ci marché bi setal yéen yi merci. Aïda Mbène Niass ñu ngi koy gërëm mais nag lii neexuma vraiment bëggoon naa am ñenn ñu ma dajal ñu ne ma mbalit bi bëri na fii pour que vraiment ñu balancer ci beneen côté parce que sànq ba léegi lu positif rek la ñuy wax te mbir yi tamit il faut que ñuy laal wala Ousmane li nga bokkul ci benn parti politique moo la may poigne bii nga am ak liberté bi nga am ci imposer li nga xamante ne alors li ñuy def mooy dañuy jël suñu beneen ndaw bu nekk jamono ci marché Zing xëy na nag moom mu wax ñu ne foofu vraiment Pikine di goxu Père Sala Bigué alors marché Zing laa bëggoon ngeen wax ma lan moo fa am. lu xew rek ñun la. waa marché Zing bëggoon naa vraiment quartier ñoom Père Sala Bigué ak Abdoulaye Ly comme ñoom bi ñuy def. waa UCG maa ngi fàttaliku même bi ñuy dérouler seen stratégie bi jaaroon nañu fa ci wàllu sensibilisation mooy seen UVS yi ngeen di wax alors bëggoon nañu am une idée pour xam réellement foofu ca marché Zing ndax set na wala non Abdoulaye Ly bëgg ma wax nga wax ma ne ma set na bu dee bi ngay ñëw gis nga loo fa remarqué nga wax ko ñu partagé. xam nga man dama jëloon sama téléphone portable di wër. ah d'accord comme yow da ngay wax ne da ngay wër indiwoo image man dama lay wax loo xam image alors jox leen ma marché Zing ma xool jamono ji lan moo fa am. waaw mais. alors Ousmane Cissé ñoo ngi fii ci Pikine ci marché Zing fi mu toll nii nag bu ñu nee marché xel yëpp dem ci mbubb xel yi dem ci tubéy xel yi dem tamit ci dàll waaye tamit bopp ak i ndugg mi te loolu yëpp mbalit lay indi salté lay indi loolee war a sax waaye UCG fii jot nañu fee def yi tamit seen liggéey bu ñu sax xoolee ci ñi nga xamante ne ñooy jaaykat yi ba ñu waxante ñoom nee nañ ñu démb ak tey amuñ ci benn problème boo xamante ne parce que gis nañ ci changement bu rëy gis nañ ne mbalit mi bëreetul boo seetee sax ci ki nga xamante ne moom jotoon nañu waxante ak moom muy jaay fële ci trottoir bi ndaxte trottoir yi foofu la mbalit yi daan gën a bëree mën nañ ko seen fële ci nga xamante ne mooy jaay ay fëgg jaay ay yére moom mi lee ci boppam nee na amu ci benn jafe-jafe démb ak tey daal gis na changement bu rëy sëñ bi. waaw. tur bi naan la. Mamadou Diallo. noo gisee li nga xamante ne moom mooy liggéeyu UCG démb ak tey fii ci marché Zing ndax xam gis ngeen mbalit mi bëri na wala wàññeeku. bon en fait événement bi moom su ñëwee moom affaire day xat mais à la fin bon ñoom nag si nit ñi xaar wàññeeku na dañuy ñëw wàññi mbalit bi. triste vraiment moom ñu ngi yoon liggéey bu rafet ndax mbalit bi dafa gënoon bëri mais instant bi ni moom sant yàlla moom vraiment xaw na leer nañ parce que ñoom nit ñi dañu commencé kii rek ñu ñëw nettoyer affaire bi ñu wàññi mbalit bi ku ne xam ne marché moom événement day bëri mbalit mais dañuy ñëw vraiment def ci liggéey bu nice pour dire la vérité quand même. yow yaa ngi ci trottoir bi te gis nañ ne trottoir yi foofu la mbalit mi di gën a bëre fa la ñuy sànni mbuus yi fa la ñuy sànni këyit yi ak lépp jamono ji yow noo dundee lu ni mel fi mu toll nii set gi defe naa ne yaa ngi ci jàmm. waaw maa sant yàlla alhamdulilah comme li ma la wax léegi rek gis nga ñoom fu ñu ñëw léegi rek dañuy dem ba ci kanam après dañuy jaaraat comprendre waaw suñu ñëwee fii nettoyé fii ñu demee ba ci kanam day jëkk-jëkk jaaraat. waaye gis nañ ne parfois day dem parfois mu ñëwaat loolee nan nga koo gisee ba xam loolee nga xamante ne saa su mbalit bi dellu si waatee bëgg nga mbir mi daal mu am suivi quand même. non vraiment fii moom yaa aucun problème moom vraiment lépp macha allah daal liggéey bu jaar na yoon teg nañ ci yoon
xam nga ñuy liggéey bu rafet wax dëgg yàlla bu dee wax du dëgg te yàlla tax rek ñu ngi liggéey bu nice quoi. comme Pape Cissé yaa ko déggal sa bopp defe naa ne dañuy doxantuwaat rek gis ki nga xamante ne moom moo féetee bele boor ndaxte moom ay dàll lay jaay waaye moom tamit yooyu lay jànkonteel jafe-jafe yooyu ndaxte day jafe sax ci moom mu mën a lal fi nga xamante ne fa lay jaayee ndaxte mbalit gi day bëri. waaye awa ñu ngi lay gërëm awa ñu ngi koy gërëm parce que temps bi moo doyul awa mais li ma bëggoon comme gisuma ko moo tax sawaruma ci parce que di laaj ñoo xam dañ naan lépp dox na gars yi jaar na fa alors que dama bëggoon ñu wax ma ni doxul parce que doxul mooy tax mbir yi dox Ousmane maa ngi wax sànq ni xanaa li nga deful politique bañ a bokk ci benn boor ñu dénk la lii moo tax xëy na réussir yu ni mel ñu koy gis seen liggéey. En fait ñun ñëpp ba au fonctionnaire boo gis day def politique parce que politique du chef de l'État moom ngay décliner en action à travers ce ministre de tutelle. Ouais, d'accord mais sans carte par. waaw loolu engagement la rek ku fii defe naa seen sànq laa door a xam sax ne moom dafay politique. donc loolu bëriwul solo du loolu. liggéey bi technicien de surface yi la. loolu la ñoom ñoo am seen motivation ñun comme tour fonction bi nu mu tudd rek da ngay coordonné. da ngay coordonné bon am nag un aspect de management mais liggéey bi ak réussite bi technicien de surface la moo tax man damay profité ci occasion bi pour féliciter leen lii sax gisu leen ñoom lu ñuy daj dëgg-dëgg bu ngeen génnoon barki démb ak barkaati démb ba 3 heures du matin Petersen gis leen ñu yor seen bale taxaw di xaar borom cantine yi jóg pour ñu bale pendant ce temps nit ñaa ngi nelaw. man li may gis ni ci image yi moom marché Zinc moom. waaw set na de. xam nga marché yi dinaa leen fa am sax taxaw seetlu tuuti bu mu fa def maa ngi dégg sànq yaa ngi cokkaas waaw exactement yaa ngi cokkaas le conseil la xam nga compétence su gestion déchet mbalit bu UCG marché bokk ci UCG warul dugg ci marché mais lan moo tax ñun ñu koy def yaa ngi koy sànq ngeen ne marché HLM gisoo fa agent mairie yi effectivement démb maa ngi wax ak maire bi monsieur le maire sama Pape Seck maa ngi koy nuyuwaale daaw ndem si yàlla Kéba moo fa nekkoon bi ma fa nekkee ci jour tabaski bi maa ngi fàttaliku dafa mobiliser ay quelques nit génnee mbalit bi ñun ñu ñëw ci artère bi jël ko ren nekku fa bon gars yi liggéeyu ñu démb liggéeyu ñu tey mais ñun bu ñu fa taxawul problème bi day demeurer te defe naa ne comme soxna si ak yow da ngeen bëggoon gis mbalit loolu ngeen gis donc mais du suñu liggéey en réalité mais nag dëkk moo toll foo xam ne booy toog naan lii diwa ko war a def lii du ma ko def doo réussir. alors sànq ñu ngi plaider ñoom ñëpp pour que qu'il y ait plus de moyens pour que ngeen gën a mën a wéyal seen liggéey gën a laal yeneen ruq yi nga xam ne xëy na seen i moyens moo ca jotewul loolu est-ce que dafa bokkaat ci cap bi ngeen jox seen bopp ci woote bu yees bi nga xam ne njiitam réew mi di le président Macky Sall dafa yàggu dara ci loolu lan ngeen ci mën a wax ci wàllu perspective. effectivement moyens yi moo xaw a sooxe parce que boo xoolee sànq le doyen Braya mi ngi koy wax pratiquement tabaski bi concessionnaire yi seen oto yëpp lañ génnee liggéey loo leen UCG fu mu toll nii dafay liggéey di yoreel xaalis concessionnaire yi ce qui fait que bu sa budget jeexee pour nga liggéey loo leen day gën a jafe travailleurs yi moom yàlla defal nañu sutura daa ngi dégg léegi saala biige di ko wax man defe naa ma nekkee UCG ba léegi yàlla defal na ma sutura chaque le 30 ma fay donc mais daal budget bi bu yokku woon te xam naa ne président dégg na ko te suñu ministre sànq rek waxtaan nañ ci mi ngi ciy taxaw àll ministre des finances defe naa ne dinañ ci def ay. et puis payoor gi aussi ci ñoom technicien de surface yi souvent dañu koy ñaawlu. c'est-à-dire liggéey bu am solo bi ñuy def nii. derrière. ak maanaam mbalit ko xam. danger ci nekk. yooyu yëpp d'autant plus que xam nañ ni ñu ngi jël ay casque di protéger seen bopp mais risques yi ci ñëkk yëpp à la limite li ne daanaka des fois. waaw loolu yëpp dafay dellu si budget bi rek tey bu ñu joxoon budget boo xam ne man daal damay saluer démarche président de la République. parce que il faut que nit ñi ne nangu ne c'est la première fois ñu am président boo xam ne dafa ériger cet en priorité nationale. waaye nag daa toog 7 ans après di ko soog a wax oui waaw man fi may ñëw ak monsieur Ndao mooy ñu ngi leen di féliciter ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def avant pendant après mais tey nu ngeen présent wee nii def opération bi est-ce que bu weesu li nga xam ne moo di feet waru leen mën a présent noonu ci réew mi parce que boo xoolee tey côté stade boobu ñu jógee boo fa rombee doo sa mën a supporter foofu nag xet bi ak ni mu saltee est-ce que waru leen a mën a présent noonu bu fekkee nekkuñu lu dul moment de fête. effectivement ci réew mi yëpp
ngi koy jéem mais yombul xam nga 3100 tonnes yi ma la wax sànq mooy 2 jours avant tabaski ak jour tabaski parce que production bi day yokk mais en moyenne ñun on collecte entre 2200 et 2400 tonnes par jour c'est-à-dire que présent nañu mais présence boobu noonu doo ko comparer ak tabaski beneen bi mooy am na loo xam ne du suñu rôle nous ne sommes pas des agents assermentés UCG ngay gis koo xam ne day ñëw taxaw ne nit bul sotti fii sa mbalit kooku ne ko damay sotti fii man daaw am naa ñaari agent yu ñu jam paaka damay sotti doo sotti mbalit moo fii doo buur doo bummi jël paaka jam ko lan nga ci mën nga ñëw fekk foofu nga stade exemple bu ndaw laa lay jox daral yi ngay gis ni arrêté préfectoral bi nga xam ne moo autorisé point de vente tabaski Dakar 4 départements yi 41 points de vente la autorisé woon Dakar yëpp Pikine bi nga dëkk yow 6 points de vente ñoo ci officiel UCG bi mu wàccee ci terrain bi fekk na fa 25 points de vente ça veut dire ku nekk da ngay ñëw rek teg sa daral teg sa ay xar commencé jaay bu paree nga dem ñibbi xaar ko ñëw jëlal la ko mais espace yooyu aussi am na ci responsabilité mairie mais est-ce que ñoo ngi koy octroyé des fois dañ koy bàyyi xel am ay affaires ñoo leen koy octroyé que réew mi dafa non dafa am parce que dama leen xam dama leen xam bàyyi ko dama leen xam dama leen pratiquer dara oui d'accord perspective yi lan la ak parce que li ñu des ci temps bëreetul nga jox ñu ko ci li nga xam ne xëy na ci ngeen di sóobu jamono yi bëgg aussi sénégalais yi accompagner leen ak aussi ñu yokkal leen doole ji pour que seen xàcc ak seen dóor gën a perspective yi ñett la wax nañ ko keroog président de la République suñu ministre porté na ko premier point bi mooy réforme institutionnelle UCG li muy yaatu ak li muy am ay nit institutionnellement dafa faible loolu wax nañ ko président wax nañ ko suñu ministre jël nañ ci ay dispositions pour defar ko parce que defe naa wax nga ko ñi liggéey lu mel nii foog ñu jox leen structure boo xam ne bu dëgër la nga xam ne travailleurs yi fay liggéey seen xel dina dal ñu am ay couverture maladie yu baax am ay statut juridique yu baax am ay contrat yu décent loolu mooy problème institutionnel bi Sénégal depuis 36 ans en moins de 40 ans structure bi géré mbalit changé na 7 fois du normal donc deuxième point bi mooy loi d'orientation wax ngeen ko sànq mooy affaire sanction mbalit il faut ñu teg fi benn loi boo xam ne ku def dara ñu sanctionné la troisième point bi mooy suñu problème budgétaire yi boobu mooy tension de trésorerie def naa ne tamit boobu suñu ministre de tutelle mi ngi ci def lu mu mën bu ñu ko amee dinañ mën a stabiliser bu baax secteur bi en tout cas ñu ngi koy gërëma muy Ousmane Ndaw di coordonnateur UCG moom la ñu amoon ci gan et c'était pas évident parce que ci tabaski la ñu jugee mais nag nangu na ñëw partager ak ñun li nga xamante ne moo nekkoon seen bébét mooy fexe ba Ndakaaru des ci cet bu ñu génn ci tabaski di gërëm koo xamante ne aussi jàpp na ci sonn na ci wàllu communication bi bu ñu ko waxee Awa Dieng lay wuyoo moom it mu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy jàppalanteek Ousmane Ndaw ci wàllu liggéey bi rawatina ci nga xamante ne moo aju ci wàllu communication moom it sonn na ci def ci lu ne ngir ñu mën a amal émission bi lépp rek jëm ci Sénégal yi nga xamante ne daanaka bëgg nañu set waaye lii tilimal penc bi seen loxo génnu ci te loolu aussi Père Sala alaaji faw ñu bàyyi la nga joxe waale avis du jour mais boole ko ci c'est important c'est important mooy set gi rek toujours xam nga réew li waajur wax kenn du xeexe xol xel la ñuy xeexi parce que boo jiitalee xol rek yaakaar naa ni li nga bëgg a def doo ko def mooy ñun ñëpp nañu demee suñu xel xam ni réew kenn du jóge bitim réew di la ko defaral yaa koy defaral sa bopp ñun nan gëm ni sénégalais bu nekk dafa wax lii lu am solo ay agents yoo xam ne day ñëw doo tuur fi mbali doo ko fi tuur ñu jam ko paaka xoolal loolu xoolal ki ñëw di la defaral yow nga ñàkk xal mu rafet ba jot ci ak moom ba jam ko paaka loolu ñaaw na ñu éviter yi mel noonu ndax tey Abdou Aziz dafa am lu mu daan wax nañ leen tàppe xol yi tànk rafetul dara du rafet xol yi tànk sellul dara du sell xol yi tànk baaxul dara du baax il faut que ñu yéenante lu jàmm ndax lu dul jàmm ko gën Serigne Touba bi ñu ko nee Mbàkke dem na am na lu gën jàmmam dañu teg ba yaay ne gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën fa nu jëm ko lu dul jàmm ko gën man saale bi gën a jàmm jaral na ma dawee gànnaar ba Qatar fanaan jàmm jaral nañu ko ñun ñëpp ñu fanaan jàmm joxante di daje incha allah ëllëg toi-même tu sais lay doon bu soobee borom bi 17h 19h